tey jii defe naa ni bis bu màgg la bis la boo xam ni kenn du ko fàtte ñuy def feet mais surtout ñuy sargal comme ni ko tur bi waxee sargal koo xamante ni defe naa ni Sénégal élage kenn dootu ko laajteeti. kenn dootu ko laajteeti kooku mooy Barthélémy Dias. Barthélémy Dias lan la def biir Sénégal déjà gis ngeen vidéo bi di déroulé Barthélémy Dias nit ku am conviction nit ku dëggu nit ku bëgg dara nit ku xam dara surtout et puis lu mu am xeex moo ko may lu mu am daf ko foqatiwu ko mais dafa liggéey ba toll fu mu toll nii tey lu ñu koy woo monsieur le maire lan capitale du Sénégal. Allora, cosa possiamo dire ai nostri compatriotti italiani e devo capire più o meno che Barthélémy Dias, come dare proprio la parola a Moustapha Diop che ha invitato proprio tutta la comunità senegalese qua. Verissimo Elage, come l'hai detto, Barthélémy Dias è una personalità molto conosciuta in Senegal che ha delle origini diciamo fuori del Senegal, ma possiamo dire oggi che è una veramente personalità molto importante per la popolazione, per la cultura, ma soprattutto nell'ambito politico del nostro paese. Quindi dare questa festa, fare questa celebrazione per lui è per noi una cosa dovuta, perché lui ha sempre onorato il partito dove milita, ma ha sempre dato un esempio per la popolazione senegalese. xam nga ni que tubaab yi fi nekk ñoo bokk ak ñun nag ñun benn lañu bokk ci international socialiste tey Tafa yaa woote ñu jox la kàddu bi nga nuyoo dalal gan yi bien avant ñu xuus si biir waxtaan bi. waaw jërëjëf El Hadj grazie tutti, grazie. Sono molto onorato comunque di avere i miei fratelli socialisti con me. È una cosa che da anni ci stiamo lavorando, è molto importante visto l'International Socialism, che è una cosa che dobbiamo fare, perché così il mondo ci va avanti. Noi siamo in Senegal, però c'è il Partito Socialista, e anche qui abbiamo questa collaborazione che è una cosa internazionale. Per quello loro sono qui con noi e andremo ancora avanti a fare dei progetti molto importanti. Quindi may ziare ñëpp di am mbégte mais di indi rek benn xëy na rectification bu ndaw di wax ni Yewwi Askan Wi bu Italie moom moo woote du ne Moustapha rek moo woote donc c'est Yewwi Askan Wi d'Italie ñoom ñoo woote bis bi tey xëy na yàlla dafa def ñu defee ko fii ci Brescia donc ñun ñu ci yëngatu donc ñu dalal ñëpp mais mel na ni liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk donc xam naa ni daal képp ku ñëw parce que su ma sañoon ku si nekk ci yéen dinaa ko nuyu su ma sañoon ku si nekk ci yéen dinaa ko tàllal loxo jaar ci turam mais damay bañ a lim fàtte kenn li am solo daal mooy xam leen ni Yewwi Askan Wi Italie taxaw na jóg na li ko tax a jóg du dara lu dul intérêt diaspora bi surtout parce que ñun diaspora bi moo ñu intéressé balaa ñuy wax Sénégal fii nga xamante ni fii lañ nekk moom moo ñu intéressé donc ñu ngi dalal ñëpp léegi nag dañuy bàyyi travaux yi commencé xam naa ci kanam aussi dinañ ci gën a xuus jërë ngeen jëf. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi kon suñ leen woowee vraiment ngeen ñëwee nii kenn ku nekk bàyyi sa ay yitte ñu ngi leen ciy jaajëfal di leen gërëm di leen ñaanal yàlla lépp lu ngeen ragal seen àddina rek yàlla bu leen ko gis. bon ñun nag li ñu fi dajale mooy sunu réew te dafa am njariñ trop ci doomu aadama bi foo mën a nekk ngay gestu sa réew bañ a bokk ci doomu aadama yi nga xam ne dañu gaaw a dépaysé bu ñu ñëwee am ñeneen lu ñu mel dafa am détail yoo xam ne moom doo ko junjee rek doy na jarul di ci dugg bu baax mais di dem ci daayira yi di dem ci parti politique yi di sottante ak nit ñi xalaat di xalaat sa réew nooy def ba mu jëm kanam ba say sëtaat say doom bu ñu ñëwee fekk fi lu gën la nga nekkoon yow lu am njariñ la ci ñun ci loolu la ñu nekk yéen ñii loolu moo leen fi teewloo kon seen tànk yi ngeen yëkkati ñëw fii na leen leer na tànk yi tuyaaba la jaamu yàlla la na ngeen ci góorgóorlu bu baax a baax leneen li ma ciy teg mooy coalition bi nga xam ne ci la ñu nekk
muy coalition boo xam ne bii gis ngeen ni mu demee bi mu jógee léegi yàggagul mais tur yi àgg na foo xam ne maa la day taal loolu nag li ko indi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite parti politique yi ko ëmb dañuy ay nit ñu dëggu gis nga nit li ngay def na nga doon na nga ci dëggu trop boo ci dëggoo rek loo ci bëgg suñu borom dana la ko defal moo tax Ousmane Sonko Khalifa Sall ak ñeneen ñi bokk ñëpp seen coalition bi juddu bërki démb am doole ji mu am ci biir loolu laay duggee ci ki nga xam ne moom la ñuy sargal tey muy Barthélémy Dias ba mu jógee dugg ci politique ba léegi kàddoom benn la Serigne Abdoulaye nag dafa wax ne nit koo xam ne ay jëfi tayam boo ko méngoolee ay kàddu yi démbam mu doon benn booy wut xarita goog booy wut àndandoo goog kon ñun ñëpp war nañu jàng ci Barthélémy Dias mi nga xam ne moom la ñuy sargal fii tey ba mu jógee ba léegi fi mu teg tànkam delluwul ginnaaw te pourtant bu ko neexoon de dugg ci biir ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi am ci lu ne mais dafa am gëm-gëm rek dëgmal ko tey buntu yaa ngi commencé ubbeeku yàlla na ko yàlla ubbil buntu yëpp ba mu àgg fi mu bëgg a àgg. waaw li nu dajale fii tey ñu di ko wax ni comme ni ko ñëpp waxee ni sargal la sargal nag dafa am lu muy tekki ci wolof li muy tekki mooy ku def li ko war walla ku nu yabal mu wuti dox ko pour mbooloo mi delloo sil leen ko mbooloo mi wëlbatiku ci wareefam jooju mu def war ko cay yëkkati wan ko ni ko li nga def ñun nga ko defal te nangu noonu ci loolu waaye fi nu dajee xëy na peut-être coalition bi comme ni ñu ko waxee sànq boo gisee ñu indi ci war a wax ci li nu boole muy international socialiste dafa doon mouvement boo xamee ni socialiste àdduna bi yëpp ci gox yi nu nekkoon yi ci ëppoon doole dañu wëlbatiku boole seeni xalaat parce que socialiste yëpp yamunu ñëpp ñi wootewu obédience socialiste yamunu bokkunu même programme bekkunu même doctrine bi bien que au-delà idéologie bi ca gannaaw benn bi la muy communiste yi muy muy ñi nga xamee ni socialisme démocratique la ñu gëm mooy ñi nga xam social démocratie la ñuy doxal mooy ñi nga xamee ni socialisme religieux la ñuy def socialisme christiano la ñuy def ak ñi nga xamee ni ay sociolibéraux la ñu ak ñi nga xam ne ay socialistes libéraux la ñu ñoo ñëpp bu ñu dajee dafa am kenn ku ci nekk li nga ci tànn parce que dafa am programme boo xamee ni moom la kii nga xamee ni tey moo jiitee maire Dakar fi mu bokk dafa bokk ci parti boo xamee ni ñu bari nag dañuy wax ni socialisme démocratique le parti socialiste bu Sénégal di doxal ma ni leen nanu ko seetaat parce que waa parti démocratique waa parti socialiste bu Sénégal ay sociodémocrate lañu socialisme démocratique la ñuy def astafurlah social démocratie la ñuy def defuñu socialisme démocratique ñu bari na dañuy jaawale ñaari social démocratie mooy ñi nga xamee ni gëm nañu ni bu nu àndee wëlbati ko taxaw war na noo mën a dindi différence bi nekk ci diggante ñi am ak ñi amul social démocratie ñëw gëm ni dindi différence bi mënu la ne gëm ni dindi différence bi mënu la ne waaye mënees na ko wàññi ba tax ñu ni composant yi nekk ci société bi ñi nga xam ne ñoo ko wër bokk ko dañ leen di woo ñu ànd dajale xalaat yi ndax kenn du ci ñaxtu bu nu génnee bu fekkee dañu ko appliquer ci ni mu tegee li ñuy wax naan social démocratie dafay indi ni lii am Sénégal temps yëpp muy grève enseignants yi grève santé bi du fa am ndax ñu bokk ci conception wu programme yi la ñuy doon ñu bokk ci doxalin bi la ñuy doon ba bu nu fa jógee kenn ku ci nekk di nga mën a wax ak say nit ba li nu soxla danoon xam li ci mën a ne ak li nga xam ne mënu cee nekk ba bu ëllëgee kenn du génn di ñaxtu ci mbedd mi ndax ñoo bokk di ko dox loolu mooy li nga xamee ni moom la te réew yu ñu gis ñu di ko fi doxal itam
di gouverner ci programme boo xamee ni mi ngi basé wu ci social démocratie bu ñu ko dégloo yi ci kenn du fa dégg yenn yëngu-yëngu yi bon xoolaat moom bi mu ñëwee ñu fal ko en tant que maire de la capitale du Sénégal, perché lui, il signor Diaz, non è il sindaco di un comune, è il sindaco della città metropolitana di Dakar, che raggruppa tantissimi comuni come Milano, come Roma, e questo è il fatto, che è stato vinto dall'opposizione e lui era il candidato dell'opposizione sénégalaise. Bon loolu mooy li nga xamee ni liñ ci mën a pour bañ a guddal expliquer nit ñi li nu boole ak italien yi ñëw toog fii ndax bu ñu bokkee international socialisme itam teg nañ ci ni ñun rek ñooy parti socialiste parti d'obédience socialiste bu Sénégal bu bokk ci international socialisme te Sénégal juróom benn parti socialiste ñu nga fa obédience socialiste juróom benn lañu fa bon bu ci kii benn bokk ci ñoom itam fii Italie parti yi nga xamee ni d'obédience socialiste lañu duñu fi benn bari nañu lool waaye ñoom rek ñoo ci bokk ci nu mu tëddee bon loolu la ñu nuroo ak ñoom bokk ak ñoom fi ñu toog te lii ngeen def dana gën a mën a wane ni Sénégal même diaspora bi nu génnee fàtte wuñu ni fi nu bokk war nañ ko doxal waaye ñu nu bokkal war nañu yëg ak ñoom bon comme yéen a ngi yëg ak ñoom na ngeen ci góorgóorlu fexe ba itam ñëpp ñi nga xamee ni loolu dafa bokk ci seeni activité muy politique ngeen ciy def ay dajelu fii jafe na di ko def lu baree bari ci benn weer waaye ñetti weer yu ne au moins ngeen fexe ci daje parce que dañu jëm ci lu ñuy wax élection législative yoo xam ni dafa am importance bi mu am nag daf ko amal diaspora bi waaye diaspora bi jëlagu ko en main ba ñu xam lan mooy représentativité wu diaspora bi au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut que ñu expliquer nit ñi leeral leen njariñ bi mu am leeral leen nan la ñu mën a def nag ba di ko jariñoo parce que du damay xarab wala damay numutati waaye dañu gisagul li nga xamee ni moom moo nekk ci biir ba nu mën a toj ba nu mën ko toj ñëpp dégg ko ñëpp xam ko ba bu nu leen wooyee ci lu jëm ci loolu bu élection yi ñëwee kenn ku ne xar ki sa tànk Dubaï ndax ñu am de vrais députés de la diaspora. Assalamu alaikum. Cari compagni e cari compagne, noi siamo membri della direzione provinciale del Partito Socialista Italiano. Il Partito Socialista Italiano che è non è più il grande partito socialista di qualche anno fa, ma è rimasto e è radicato in tutta Italia e questi contatti e queste attività per noi sono importanti per ritornare ad essere il grande partito socialista che non solo in Italia ma in tutto il mondo possa garantire una società più uguale e più giusta per tutti. Noi siamo qua oggi, io sono il segretario cittadino e sono presidente di una cooperativa che si chiama Sandro Pertini. Voi forse sapete che Sandro Pertini è stato un grande presidente della Repubblica Italiana, partigiano, era una figura importantissima per noi e credo che sia una figura nota in tutto il mondo. Con me c'è Giovanni Bissolati, c'è Giovanni Lai che è il presidente di un'associazione benefica che è la cooperativa Bissolati, e poi abbiamo Roberta Morelli che è il nostro assessore in comune. Roberta Morelli è assessore alle politiche giovanili e alle pari opportunità. Io adesso lascio la parola a Roberta Morelli e vi ringrazio per questo invito e credo e sono sicuro che la nostra collaborazione e la nostra amicizia proseguirà anche operativamente in altri ambiti in prossime occasioni. Grazie compagni, vi auguro una buona giornata e un incontro importante come questo.
Uso l'altro. Cari compagni e care compagne senegalesi, siamo molto lieti di essere qui con voi, di portarvi il saluto del Partito Socialista, la Federazione di Brescia, e di congratularci con voi per il risultato straordinario che avete conseguito con l'elezione del sindaco socialista, come è stato detto, non in un piccolo comune ma a Dakar, che è città metropolitana. Quindi noi siamo qui per portarvi i nostri complimenti, i nostri auguri, perché sappiamo che il vostro sindaco lavorerà benissimo e sarà il primo di una lunga serie. È vero, come ha detto Stefano Bonometti, il nostro non è più il partito di una volta, si è, come dire, un po' ridotto, però alle ultime elezioni amministrative c'è stato davvero un interessante risveglio. Abbiamo avuto alcuni sindaci eletti, ricordo per esempio il sindaco di Cosenza, è un compagno socialista, abbiamo tanti assessori e consiglieri e questo ci fa ben sperare che il cammino che abbiamo intrapreso diventi sempre più ampio, più bello e ci porti tanti risultati di grande soddisfazione. Ricordiamo che il Partito Socialista Italiano è il partito più antico oggi. Non ci sono partiti che possono vantare la nostra storia, il nostro lungo percorso. È nato il 14 agosto del 1892 e tutti gli altri partiti che siedono in Parlamento sono nati da pochi anni, qualunque partito. Poi alcuni hanno cambiato nome, formazione, eccetera, però nessuno ha la nostra storia. Quindi noi ricordiamo sempre la nostra storia gloriosa, ma ricordando i nostri ideali. I nostri ideali sono quelli, penso che lo ricordiate anche voi, avendo sentito alcuni uomini politici e socialisti del passato, portare avanti chi è rimasto indietro. Questo è il nostro impegno forte. L'ideale del socialismo è quello di esserci sempre vicino a quelli che hanno bisogno. E noi ci siamo tutti i giorni, ci siamo con la nostra cooperativa, che è una cooperativa che appunto cerca di promuovere l'inserimento lavorativo delle persone, ci siamo col Circolo Bissolati, che è importantissimo e ha appena ottenuto un importante riconoscimento dal Comune proprio per il grande lavoro che fa di distribuzione di cibo, di aiuti alle persone in difficoltà. Nei 2 anni di pandemia, purtroppo il Covid non è ancora scomparso, Giovanni Lai con la sua squadra ha distribuito centinaia di pacchi alle persone in difficoltà e adesso davvero grandissimo lavoro. Noi l'abbiamo affiancato, noi compagni e compagne ci siamo sempre stati cercando appunto di dargli una mano e adesso c'è questo nuovo impegno forte nei confronti degli amici che arrivano dall'Ucraina, delle donne, dei bambini che adesso vivono in una situazione terribile, per cui noi ci siamo anche in questa situazione. Questo per sottolineare che il Partito Socialista ha grandi valori, grandi ideali e li mette in pratica tutti i giorni. Io mi occupo di politiche giovanili, quindi di ragazzi, ragazze, di giovani per i quali stiamo facendo una serie di progetti, percorsi per il disagio, perché ci sono problemi dopo la pandemia legati al disagio che hanno i nostri giovani. Facciamo progetti sulla cittadinanza attiva per far sì che diventino dei bravi cittadini. Facciamo dei progetti contro l'alcol, tra l'altro iniziamo proprio un percorso per gli insegnanti la settimana prossima, proprio perché riescano a fronteggiare la problematica dell'alcol e della dipendenza da sostanze. E quindi c'è una grandissima attività e poi c'è una grandissima attività a favore delle donne, le donne in difficoltà, le donne che hanno problemi lavorativi, per cui organizziamo dei corsi di formazione per loro, tra cui uno importantissimo di sartoria, per le donne vittime di violenza e perché le donne acquistino sempre più spazi nelle istituzioni. E devo dirvi che sono molto contenta di vedere che al tavolo oggi c'è una donna. Complimenti, perché
non tutti si ricordano, e lo vediamo adesso ai tavoli delle trattative, tutti uomini e finora non hanno combinato niente, lo diciamo anche perché ci fossero le donne forse qualcosa di meglio avrebbero fatto. Complimenti per il lavoro, complimenti per l'impegno, ancora congratulazioni e tanti auguri per il vostro impegno e per il vostro sindaco. waxee Pape Ndiaye rek wax taxaw Sénégal dafa naa jërëtul présenté ndax nit kuy taxaw sam réew damay wax ni kooku bokk na ci nit ñi nga xamante ni ay référence lañu kon Pape bisimilah kàddu gàngoor di nuyu waa Milan yi nga xam ñoom laa àndal te Milan moom mënuloo ko wax doo wax suñu présidente muy Adja Ndiaye Sall buñ ne Milan doo mën a bàyyi encore suñu présidente Adja Awa Sarr ak Adja Mada ak jigéen ñu àndal yëpp ak suñu président Mbergane ak Aba Cheikh Diarra ak Bassirou Diouf di nuyu encore it waa section Brescia bi ñu fekk si suñu grand Mor Kandé Moustapha Diagne ak suñu jigéen Awa ak ñenn ñi nga xam ñoo teew fi ñoom Zal Camara ak ñi fi nekkul ñëpp maa ngi nuyu encore coalition Yewwi Askan Wi nga xam ni président Matar Diop mi ngi teew président Wuri waxoon na du mën a ñëw mais dina yónnee ab délégation di nuyu président Omar bu Bis Du Ñakk di nuyu it Cheikh bu nu mu tëddi coalition parti sëñ Moustapha Sy Jamil muy PUR. bon li ñu daje fii nag woon ni ñu ko waxee rek dañu ñëw di def sargal bi lan moo ko waral dañu jël référence ci militantisme politique Sénégal nit ku nga xam ne ñëpp xam nañ góorgóorloom fitam njàmbaareem ak gëm-gëmam ci politique muy suñu camarade Barthélémy Toye Dias bu ñu jógee ci wàll boole ci encore ak tous les élus yi nga xam ne mooy élu Yewwi Askan Wi ñuy saisir encore occasion bi xam ne dañu jëm encore ci ay joutes électorales yu am importance muy législative yi importance bi mu am grand Cheikh wax na ko léegi ak suñu kilifa yi encore junj na ko léegi wax ni modu yi en jour et en semaine ñu ngi ci mbedd yi importance bi mu am dafa capital bi mooy lan parce que ñun suñu destin lu bëri ci réew tubaab yi ñuy dund politique yi am Sénégal moom moo koy déterminer te politique yi am Sénégal defawuñ ko fenn lu dul assemblée nationale wala président jël ay dogalam donc yaakaar naa ni loolu ñi nga xam ni jàpp nañ ni ëllëg ñun moom lañu war di tànn muy ci Sénégal muy ci bitim réew ñu war leen yóbbu ci ëccum pays bu député yi war nañoo nekk nit yu nga xam ni waxuma sax préparation c'est-à-dire bu ñu fay toog ñu toogal ñu fi ñun ñii bañ fa toogal seen bopp yóbbu li nga xam ni moom mooy suñu ay mébét ndaxte Sénégal instant bi nii koo jooytu mu jooytu la affaire loi ni la justice bi baaxul économie bi jàllul ñëpp a ngi jooy entreprise yi ñu ngi tëj état bi mi ngi war a fayul donc muy réew moo xam ni buñ ko dee misaal dafa laaj li ñuy tudd ay réforme yi ci wàllu justice parce que jàpp nañ ni système bi am Sénégal muy système bi nga xam ni mooy système d'opportunité c'est-à-dire que procureur mën nga def yow mu jàpp la mën nga def mu topp la kee def du la topp débat boobu mi ngi Sénégal ñun moodu yi war nañ ci am ay xalaat war nañ ci am taxawaay parce que ñu ngi dëkk ci réew tubaab bi gis nañ ni sélection boobu di am ci Afrique amul fii ko ak dayo boo mën a toll boo waree wuji da ngay wuji lu tax ñun fële selon dayo bi nga am wala selon leneen kii day wuyu kii di wuyu ji loolu lu ko waral mooy lan mooy système bi ñu am dafa am lu ci manqué donc moo tax ñi nga xam ne ëllëg bu yàlla defee ñooñu war a teewal foofu war nañoo maîtriser ay yenn instruments yi nga xam ne ëllëg bu ñu ko toogee war nañ def le mode de telle sorte que Sénégal système justice bi jaar yoon moo tax man yaakaar naa ni ci loolu ci suñu ay jotaay yi nga xam ne nañ ko bokk di ko seq muy tey ak beneen ak yeneen ak yooyu ñu commencé ci réfléchir ci lu jëm noonu muy beneen bi encore mooy lan mooy ñun suñu taxawaay fii ci dëkk bi
parce que kuy wax doomu aadama am na période boo xam ni da ngay am kattan am période boo xam amuloo kattan période yi nga amul kattan loolu ko nga xam ne moo lay assuré mooy li ñuy tuddee si retraite wala pensionné loolu question bu fondamentale la parce que bu ñu ko réglé wul instant bi nii nañ toog ba ëllëg li ñuy tuddee les nouveaux pauvres la ñu am mooy ñi nga xam ne dañuy nekk fii ci dëkk Europe yi muy Italie muy France ay dëkk bu nekk liggéey mais bi ñuy ñëw Europe ñëw nañ fa benn état benn âge boo xam ni âge avancé la seen at mënatu leen permettre ñu nekk ci fonderie yi wala ci diitaay yi mënuñoo dem pensionné mënuñoo dem retraite te mënuñoo toog nekkat ci société di liggéey loolu lu ñu war a mën a waxtaane la trouver jumtukaay yi ba ëllëg ñi ñuy toogal foofu mën a régler problème boobu parce que bu ñuy moytuwul mooy lan di nga gis nit dina nekk fii liggéey ba am yenn état yenn jamono yi du mën a continuer du liggéey fii te it du mën a am li ñu tuddee mooy retraite muy question yoo xam ni je pense que ni loolu lu ñu mën a waxtaane la leen li nga xam ne encore am na solo leneen mooy ñun moodu yi nan lañ mën a ñun moodu yi question yooyu yëpp nag ni ñu ko mën a lijjantee mooy fexe ba ëllëg ñi nga xam ñoo ñu toogal ci assemblée ba ñi nga xam ni mooy ñoo war a yor gouvernement bi di mën a activité li nga xam ne moom la ñu tuddee commission mixte yi parce que ci commission mixte yi muy gouvernement ñu boole ci moodu yi ñu toog di saytu di wax seen ay problème pour ma jeexal mooy que Macky Sall man sama idée bi moo xam ni jàpp naa ne moom la am mooy que bu ñu deful loolu moom lu muy def day jël kaawu Khalifa Sall kaawu Karim Wade ak kaawam ci boppam yóbbu ko conseil constitutionnel wut avis mu tranché jox ko dëgg moom ni ko mën nga def tranché wax article yi nga xam ñoo bloqué Khalifa Sall ni àndul ak constitution Khalifa Sall bokk def idem pour Karim Wade ba pratiquement dafay fractionné lépp loolu nag pour ñu bañ ci egg nag nañu jéem a takk suñu tubay xaar suñu tànk tubay def le maximum possible pour que élection yi ñu jëm Yewwi Askan Wi ak toute l'opposition ñu mën a gagné maa ngi leen nuyu di leen sant ku nekk. mbokk yi comme ni nga xamee tey Sagar Barthélémy Dias la ñu am mbégte dalal tamit le maire Cheikh Gueye bu Dieuppeul Derklé moom moo war a intervenir joxe kàddu Barthélémy Dias xam naa moom la jabal waaw allo monsieur le maire. asalaamaaleykum. camarade yi ni ngeen def. ñu ngi sant bu baax a baax. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. di leen jox nuyoo président Khalifa Ababacar Sall. di am mbégte jokkoo ak yéen. mais du rafetlu aussi taxawaay bi ngeen am foofu ci bitim réew. xam naa bitim réew yombul. c'est pas facile. boo gisee Sénégalais bu nekk bitim réew. di daan dooleem dem ba mu def organisation xelam dem ci réew mi mu ne nañu am taxawaay ngir suñu réew lañ fa bëgg ñu am ko fa loolu ñu jare njukkal lañu li wolof di wax rek picc ngi ci xaw picc ngi ci kaw xel maa ngi ci suuf xam naa yéen seen taxawaay d'abord à l'endroit de vos familles à l'endroit de vos localités mais à l'endroit aussi des organisations qui luttent pour le bien-être des populations du Sénégal. Et c'est ça les caractéristiques de notre plateforme Taxawu Sénégal. Le président Khalifa Sall, on n'a pas besoin de le présenter. Il a fait ses preuves dans le paysage politique sénégalais. ñëpp xam nañu taxawaayam xam nañu cofeel ak bëgg réew mi ak am yéene pour liggéey réew mi looloo tax ba dimanche bi passé ci heure bi ñu ngi woon au niveau de Thiès pour def évaluation élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn ban taxawaay la ci Taxawu Sénégal am naka la ñu gisee suñu tey naka la ñu gisee suñu ëllëg naka la ñu war a def ba suñu yoon bi ñu xàll muy Taxawu Sénégal mën a am ndam ñu ànd ci ak ñëpp ñu jàpp ci nag ne nañu ubbeeku waaye ubbeeku boobu aussi na tegu ci ay sart yoo xam ne sartu Taxawu Sénégal ndax ëllëg du añ du reer waaye lu mat a séddlu te Taxawu Sénégal li mu waneegum fi ñu toll dal na xel ci askan bi nit ñi am nañ ci moom yaakaar man daf may woowe sama binum sax maanaam sama seex
bari na fu ñuy dem ñooy ànd te gis naa niñ ko bàyyee xel ñu ko bàyyee xel mooy askanu Sénégal ñu ko bàyyee xel mooy kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa jàng yi yëpp bàyyi nañ ko xel ndax ci yaram ndax ci dalam ndax ci xam-xamam ndax ci bëgg liggéeyam ak ci yërmande gi nga xam ne moom la am ci askan bi donc nañu ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér fekki ak tal ba mbébét yi mu am ci réew mi ñun ñëpp ñu am ko ci réew mi suñu borom jàppale ñu si ba ñu mën koo matale. et man waxoon nañu ay jamono sax doon nañ def déplacement bi ñëw foofu pour rencontrer leen loolu aussi génn na ci waxtaan bi ndax les régions étaient présentées mais ñu ci bëri dañu ni Khalifa jot na nga génn dem ci askan bi c'est vrai war na dem ci nit ñi war na dem fu nekk mais xam nañu ni Khalifa Sall mënul dem fu nekk benn rek la agenda bu métti la kenn ku nekk yaa war a jàpp ni fi ma taxawaayu Khalifa Sall laa fi taxaw ba nga defee loolu tax ñu mën a wéyal liggéey bi yaatal liggéey bi rafetal liggéey bi suuf donc véritablement maa ngi am mbégte lool ci jokkoo ak yéen di wax ak yéen di leen soññaat di soññ sama bopp pour ñu wéyal liggéey bi xam nga ñu ngi dégmal ay élections législatives mais gouvernement dafa génn loo xam ne ñu bari ñu ngi koy ŋàññi moom mooy parrainage te parrainage bi day am solo fii ci Sénégal ñu def parrainage mais day am solo aussi ci diaspora bi ñu am parrainage ndax élection législative yi sénégalais yi nekk ci biir Sénégal la mais sénégalais yi nekk aussi dans la diaspora c'est extrêmement important donc il faut ngeen xar seen tànku tooy dans les plus grandes villes d'Europe pour ngeen am fa le maximum de parrains pour ñu mën réussir justement li nga xam ni moom la ñu sos ça doit pas être un problème parce que élection présidentielle bi la ñu imposé woon parrainage ñun en tant que Taxawu Sénégal on avait réussi à satisfaire cette demande-là. Le PUR avait réussi aussi. Le PASTEF avait réussi. tey bu fekkee dans Yewwi Askan Wi Taxawu Sénégal mi ngi ci PUR mi ngi ci PASTEF mi ngi ci te ñoom ñëpp ñu réussir woon parrainage bi donc bu ñu àndee réussir parrainage bi du doon problème mais li ñuy xeex ñun du pour ñun li ñuy xeex mooy démocratie li ñuy xeex mooy ak yelleefu doomu aadama ndax bu fekkee da ngay def parrainage yaa ngi xañ parti politique yi seen droit bu fekkee da ngay dem parrainage def ci ay charte yoo xam dañ naan léegi sax da ngay xool taayu électeur bi da ngay xool carte d'identité électeur bi c'est-à-dire que c'est illégal c'est antidémocratique combat boobu aussi war nañ ko préparer pour mener ko ndax yéen a ngi fàttaliku bi ñuy def dialogue politique bi question bi posé woon nañu ñi ëppoon dañu ne woon dañu dindi parrainage ci élection yi bokk na ci opposition bi bokk na ci looy non aligné y a que le pouvoir Benno Bokk Yaakaar moo ne woon nañu fi bàyyi parrainage loolu tax am benn parti politique bu jógoon saisir CEDEAO pour wax leen ni parrainage bi jaaduwul à l'époque CEDEAO waxoon nañu seen xalaat ni parrainage bi c'est anticonstitutionnel c'est illégal c'est antidémocratique mais delloosiwaat nañu ko sans concertation sans discussion donc ñun combat yi ñu def c'est des combats de principe c'est des combats de principe du combat ma Samba wala combat ma dara mais combat principe bi loolu tax il faut que ñu nekk à niveau pour xool li ñuy xeex lan la li ñuy def lan la mais li may bëgg a jeexale ak yéen rek mooy ginnaaw bu ma leen encouragé delloowaat leen njukkal wane suñu cofeel ci yéen war ngeen gën a dëggal seen taxawaay dans la diaspora ëllëg bu ñuy def ay liste de députés au niveau de la diaspora ngeen mën cee bokk ëllëg bu ñu am ay députés yuy représenter la diaspora ngeen mën ci bokk parce que xam ngeen diaspora bi problème yi mu jànkonteel xam ngeen diaspora bi ban yoon lañu war a mën a jaar pour jàppale leen dimbal leen pour que ñoom ñu mën a dugal seen loxo ci liy jëmale réew mi tamit donc il faut que chantier yëpp ngeen préparer d'abord bi parrainage bi ñaar bi ensuite bind genre plateforme programme lan mooy jafe-jafe diaspora bi lan mooy bëgg-bëgg diaspora bi lan mooy perspective diaspora bi ban yoon la ñu war a xàll pour diaspora bi gën a gis boppam ci politique yi nga xam ne mi ngi am ci biir réew donc loolu yëpp ay chantier loo xam ne ànd bokk ndey bokk bàyyi mooy tax ñu trouver les bonnes pistes et les bonnes solutions et résolutions loolu la bëggoon wax pour l'instant di dellu di yeesalaat sama sant ak gërëm ci yéen au nom de Taxawu Sénégal au nom du président Khalifa Ababacar Sall
Merci monsieur le maire. Monsieur le maire, est-ce que mën nga ñu wax les premiers jours de comme tey borom bés bi mooy Barthélémy Diaz ses premiers jours à la mairie de Dakar naka la ko dundee ak tamit yan liggéey ak yan chantier daal la taxaw foofu au niveau de Dakar pour ñu mën a comprendre aussi borom bés bi naka la toll. Écoutez, Barthélémy Diaz li ma wax léegi ci Khalifa Sall mën naa ko ci wax ci moom. Barthélémy Diaz c'est quelqu'un qu'on ne présente plus au Sénégal. Il a fini de convaincre de par son courage. Il a fini de convaincre de par sa loyauté. Il a fini de convaincre de par sa fidélité à Taxawu Sénégal. C'est un grand responsable de Taxawu Sénégal. Il s'est sacrifié, il a tout donné. moo tax bi ñu ñëwee ne dañuy dem élection yi mu ni man bu ngeen ma falee daa ngeen fal ndaanaan et gëm nañu ni fal na ndaanaan parce que depuis ñu fal ko maire Dakar ba léegi lépp li muy def dañ koy def dans la concertation, dans la consultation, dans les échanges et surtout en premier lieu avec le président Khalifa Sall. Donc un camarade comme ça, il faut le fêter. Un camarade comme ça, dañ koy tiitaroo. Barthélémy Diaz, vraiment c'est un modèle de camarade. C'est un modèle de solidarité et de fraternité. Aujourd'hui, nous allons préparer les grands rendez-vous de Dakar, en l'occurrence le sommet de l'eau, parce que Dakar va abriter le forum mondial de l'eau. Dakar sera aussi la capitale de l'économie sociale et solidaire l'année prochaine. Donc c'est des agendas, c'est des rencontres internationales. Et Barthélémy Diaz, en tant que maire de Dakar, a un rôle avec son équipe extrêmement important à jouer. La semaine dernière, il a posé un grand jalon dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Il a décerné des bons Auchan, il a décerné des bons de pharmacie, il a décerné des bourses, il a décerné des financements à l'endroit des femmes. Parce que comme nous avons dit programme, les femmes doivent être au cœur de ces politiques sociétales. Et l'on commence à se dérouler. Et je pense que c'est ça. Moi, Dakar, Dakar, donc, Lolo, vraiment, c'est des actes extrêmement importants et appréciés par toutes les populations de Dakar. Il est allé retourner aussi aux autorités religieuses qui ont pour sentir mais pour donc je pense que Barthélémy Diaz c'est notre Barthélémy Diaz national. C'est vraiment un militant au sens noble du terme. C'est un combattant, c'est un militant engagé, déterminé au service des populations de Dakar. Mais c'est ensemble que nous allons effectivement travailler pour que sa réussite soit notre réussite. Et il est hors de question que Barthélémy Diaz ne réussisse pas. Car mon cher, il n'y a que deux choses. Soit on travaille, on existe, soit on ne travaille pas, on disparaît. Et je ne veux pas disparaître, je veux travailler avec tout le monde. Donc ça, c'est un langage clair. Barthélémy Diaz, c'est un homme généreux, c'est un homme disponible, c'est un homme qui a une grande écoute à l'endroit des uns et des autres. L'Ogowaf, il réfléchit de nos rôles de donc, véritablement, nous avons parce que nous avons yakar, pour le Dakar, même pour le Sénégal, l'Afrique et la diaspora. Au niveau de la diaspora, Barthélémy Diaz a acquis une grande expérience parce qu'il a séjourné pendant longtemps aux États-Unis. Récemment même, quand Khalifa Sall était derrière les barreaux, j'ai fait une mission avec lui à Washington DC. C'était pour rencontrer les congressistes. Et ça a été une très bonne mission. On a beaucoup appris là-bas. Et on a eu à tisser des relations à ce niveau-là. Donc, véritablement, Kingen Djaglel Bisbi, méritons nous Djambaro Faketedele, nous pour des victoires encore plus larges, plus profondes et plus agréables pour le peuple sénégalais. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Djeredjef. Vous me laisserez le temps ou le soin de parler un peu de mon frère et de mon jeune frère, Pape Diouf. Pape Diouf, très tôt, a compris en fait que la vraie ligne politique, c'est la ligne de la vérité. C'est la ligne de la dignité. C'est la ligne de l'honneur. Pape, à un moment difficile, mon nom a dem langue des fous Ousmane Tanor, du PS là, mais il a choisi le chemin de la dignité. C'est pourquoi nous avons rejoint Khalifa Sall. Et puis, dans le plateau, il avait beaucoup de possibilités
à poursuivre le chemin avec Alioune Ndoye, qui avait choisi un autre chemin. Mais Pape Diouf a dit non, je choisis le chemin de la dignité, le chemin de la vérité. Il s'est battu. Au début, ce n'était pas évident, mais il s'est battu. Et il a engagé ce qu'il a engagé. Dans l'équipe municipale sortante de la ville de Dakar, il était un conseiller municipal aimé. Il a joué un grand rôle dans la commission action sociale. C'était vraiment une icône de la ville de Dakar. Mais depuis lors, il continue à se battre. Et vous êtes sans savoir que, de par sa fonction, il aurait pu peut-être choisir une autre voie. Mais de Fatahou, même du Lilagum, Lilaïdom, Kilagum, Kilaïdom, Khalifa Ababacar Sall. Il a fait à ses risques et périls. Parce que c'est ça son engagement. Parce que c'est ça sa vision. Parce que c'est ça ses ambitions. Notre opinion à l'aube des élections, les élections municipales. Il y a une attention, il y a un grand politicien qui est là-bas, c'est le ministre Alioune Ndoye. Mais non, rien n'est grand devant moi. Quand on a la conviction, quand on a l'engagement, quand on a la détermination, quand on a l'idéologie que j'ai, quand on a les valeurs que j'ai, rien ne peut être grand devant moi. Il n'y a que Dieu qui est grand. Je vais m'engager dans ce combat et je vais me battre pour le triomphe de Tahoe au Sénégal. Je vais me battre pour le triomphe de Yewwi Askan Wi. C'est comme ça qu'il a réussi à unir autour de lui des composantes qui au départ n'étaient même pas de Tahoe au Sénégal, encore moins de Yewwi Askan Wi. Parce qu'ils l'ont vu à l'épreuve. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont vu que c'était un leader qui pouvait effectivement faire des résultats probants extrêmement importants. C'est cet homme-là aujourd'hui, Mongen Dohormoy Pape Diouf. Il y a une complicité qui me lie avec lui. Pape Diouf, c'est un homme de vérité, c'est un homme juste, c'est un homme de courage. Le moment où tu devrais avoir peu de théâtre. Dara fait ce bassin, n'amul dara, comme nous disons. Donc, comme moi, Pape Diouf, aujourd'hui, il est dans l'équipe, il travaille avec nous et on va s'engager vers le combat futur. Vraiment, c'est un militant au sens noble du terme. Merci, cher, merci. Merci beaucoup. Man moom am naa ne maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp sama wax du ci bëri parce que tey Cheikh Gueye bi dugg nii mun naa ne jàppale ne seen réunion boobu tey Khalifa Sall taxaw na fa parce que Cheikh Gueye bu Khalifa mënee dem sax Cheikh Gueye lay yebal bañ na ko boobu wax day ne sama binôme muy benn kon tey yéen jàppale ne réunion taxaw Sénégal Khalifa Sall taxaw na fa à travers le maire Cheikh Gueye. Barthélémy Dias tam lépp lu muy def daf koy déggoo ak frère am grand frère am muy Cheikh Gueye kon tey Cheikh Gueye c'est la bonne personne bi nga xam ne moo adressé wu ci turu taxaw Sénégal lii nag lu doy waar la parce que Cheikh li ma lié ak moom mooy que dafa nekk un homme accessible un homme véridique un homme simple heure boo ko woowee jot ko te loolu bokk na ci ay valeurs yoo xam ne dañ ko war a préserver Cheikh tamit ma lay dénk waa Italie yooyu parce que ñooñu li ma booleeg moom ñoom dama am sama benn frère bu fa nekk sama ay doom juddoo woon foofu ma fa daan dem ci ay moments yu difficile ma gis ne dañ doon taxawu Khalifa Sall olof yi nag dañuy ne lu sotti am borom mais loolu day fekk borom ñàkk fayda wala mu ñàkk fulla moo tax nag Cheikh maa ngi lay dénk waa Italie yooyu nga xam ne bi mu méttee ñoom ñoo fi nekkoon taxaw bi mu tàngee ñoom ñoo dugaloon seen loxo nga tette leen won leen yoon vraiment jàppale leen ci voie bi nga xam ne moom lañ nekk donc maa ngi di leen féliciter di leen remercier Cheikh Gueye bu waxee daf ñuy yóbbaale géew ñun ñëpp man daal ñu ngi sant di gërëm di féliciter Barthélémy Dias à travers Barthélémy Dias c'est tout Dakar qui a mouillé le maillot et Dakar c'est taxaw Sénégal te loolu sagu ñëpp la maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. merci beaucoup merci. fu liggéey jotee mu simmeeku liggéey fu wonee doole jotee mu wone kattanam ak dooleem Fante muy jigéen bu mën góor Alassane Fante moo yore kàddu bi. waaw El Hadj jërëjëf defe naa ni kii ñuy bëgg a jox kàddu man yaakaar naa ni bokk naa ci ñi nga xam ni mën na noo wax ci moom ndax koo xam ni plus de 10 ans yaa ngi koy côtoyer di dajeeg moom ci association yi defe naa ni am na loo war a mën a seede ci moom man dama koy tuddee la dame de fer mooy jigéen ji nga xam ni macha allah
loolu waykat bi wax ni góor mooy takk tubéy waaye ñaari loxo ñooy wodd sër loolu moom damay wax ni firndeel na ko mooy ki nga xamante ni dafay sacrifier këram ngir askan bi moo ki nga xamante ni saa su askan bi soxlaa kenn mënatu koo am kon la présidente Fanta ñi ngi lay dalal macha allah bisimilah. salaamaaleykum waaw maa ngi nuyu ñëpp nag di leen gërëm di leen sant damaa mënewul nag trop nag ci taxaw nag ci waxtaan waaye kontaan naa trop nag li ma taxaw fii janoog askan bi yëpp di remercier nag ñëpp rek saa su ne rek bu sama càmmi yi sama gannaaw waxee rek lépp rek ci ñoom la tey bu ma amee fit wala am sañ-sañu ñeme taxaw ci kanamu micro wax am na ku ma tàggat mooy Moustapha Diagne ndax gannaaw yàlla rek lépp moom la dooleel na ma tax na ma ñeme parce que avant sax bu ma daan wax damay xaw a lox mais léegi sax maa ngi xaw a ñeme micro bi kon lépp rek c'est grâce à lui kon moom na jàmmam yàgg waaw di remercier nag balaa maa door rek sama nawle jigéen ñi fi nekk ñëpp nag di leen remercier bu bëri di sàkku ci ñoom rek comme dañ ne 8 mars te yaakaar naa ne dañ ne weer bi waaye at bi yëpp ñun la dinaan jigéen ñi rek àdduna bi tëdd na noo xamante ne léegi suñu nawle italien bi wax na ko ñun ñoo war a force ñoo war a bañ toog nag toog yaakaaral seetaan parce que lépp lu ñuy dugg rek yaakaar naa ne suñu borom dina ko barkeel ndax ñooy lépp rek kon ñu profité waat tamit ci weer wii rek ma ñaaxaat képp kuy jigéen ci foo mën a yëngatu rek yëngatu bu dee ci wàllu daayira bi la na gën a jàpp laxasaayu bu dee ci wàllu association na laxasaayu bu dee ci wàllu politique yi tamit que saalika parce que ci fi àdduna bi toll la rawatina nag tey li ñu fi tax ñëw tey muy sargal gi ñuy sargal suñu camarade Barthélémy Diaz muy koo xamante ne ca Sénégal kenn du ko présenté kenn parce que toll nañ ci ère boo xamante ne liggéey moom la àdduna bi soxla te quel que soit alpha ak fu mu féete ak fu nit war a mën a féete rek ci Sénégal muy différence rek parce que ñëpp on est des Sénégalais mais nit nangul nañ ko nekk Barthélémy Diaz liggéeykat la te liggéey na ñafe na wane na boppam tey ba accéder tey ji mairie Ndakaaru te it y a d'autres choses yi nga xamante ne dët mënal ko ci kanamam ñu di ko ñaanal yàlla jàppale ko ba mu lépp lu mu yéene ca Sénégal rek mu yombal ko waaye tey ñun ñëpp rek jàngat bi ñu war a mën a def ci Barthélémy Diaz rek mooy chacun d'entre nous rek war na mën a roy ci Bart ci jom jéeg fit gi ak dëggu bi ndax ñun tey surtout ñun ñi nekk ci diaspora bi nga xamante ne ñi ngi dënmal ay échéance muy législative yi door a ñëw diaspora toll na foo xamante ne gudduñ toll nii ñun waratuñoo toog waratuñoo des gannaaw Cheikh Gueye wax na ko parce que même le président Khalifa boo ko déggee tamit daf ñuy xamloo na rek ne bu ñu xeeb ñun génn gi ñu génn parce que génn gi ñu génn ñun ñëpp am na ku ci nekk ci ñun nag am nga loo jàng te ëllëg ak si biir boo ñëbbee Sénégal yi tamit yaakaar naa ne war nga fa am loo mën a téye te boo ko téye tamit da nga ko téye ci anam nga ko war a téye ndax am nga loo fi jàng kon yooyu yëpp rek day jàngat yi nga xamante ne chacun d'entre nous rek mu bañ ko fàtte ak foo mun a ne maa ngi jéggalu fi may waxee rek moo di que yii ñu dënmal suñu kanam muy échéance su léegi Pape Ndiaye junj na ko dafa mi ngi ñëw te ñun ñëpp am nañ ci wàlla te it tey bu ñu demee ba nar a choisiraat député de la diaspora na doon koo xamante ne vraiment xam na lan mooy immigration xam na lan mooy immigré te xam na lan la ñu daj parce que tamit c'est pas que dañ la tànn pour tànn la mais yaakaar naa ne dañ lay laaj ay critères yoo xamante ne tey baatu askan wi la fi la tànn yóbbu la assemblée nationale war nga ko war a mën a
taxawal te it déglu ko attentivement tamit dellusiwaat mën a rendre compte tey ña la yabaloon la nga leen taxawal lan nga fa jëlee parce que it tamit ñi fi jot a jaar peut-être que tamit mi ngi doon soog a ñëw peut-être amu ci yoon expérience waaye suñu député yi fi jot a jaar vraiment defaluñu dara dañ leen ko wax te dee defaluñu dara nañ député daal député lañ mun nañ leen mën a wax na c'était des députés jeexal nañu seeni mandat ne serait-ce que sax woo ñu annuellement rek defal ñu benn bilan wan ñu ne ñun kat ba ñu demee assemblée sax lijjanti nañ fa lii wala wax nañ fa lii kenn gisu ko ndax mosuñ ñu woo ci dara waaw nañ ko wax te dee mosuñ ñu woo ci dara te le prochain député nag ñun ñoo ko dul nangu te ñun ñoo ko warul a nangu le prochain député dañ ko dul nangu le prochain député kay ku munti doon maa xam ne man laak wala moo jaxumpa mi wala ku munti doon i tamit wala Moustapha Diagne wala waaye ku fi nar a ñëw tamit programme nga ñuy tegal ñu loo xamante ne askan wi tey jii bu la yónnee at bu jot boo demee boo dellusee di nga ñu woo ak couche boo mën a nekk parce que yi tamit bu fekkee da nga doonub député te tamit nga ne doo liggéey ak mbooloo mi ci daayira bi doo liggéey ak mbooloo mi ci association bi doo liggéey ak parti politique yi mais kan ngay liggéeyal kii bi ngay liggéeyal Facebook bi ñun dootuñu nangu nag di gis ci Facebook bi nag ñi dañu bëgg a rey ki wax rek te ñun suñu ngeen mun ñoo woo lu mel nii parce que bu ñu demee bañ na rek député de la diaspora foog naa ku ci nekk sa couleur politique da nga koy fàtte fële ndax askan wee la fal te askan wi dafa am loo xamante ne vraiment day suñu coono bañ fi duggee ba léegi ñu jur fi nag ay doom suñuy doom yaa ngi nii waxatuñu sax ñun suñuy wax parce que vaakaar naa la retraite la ñu gën a jegeeti mais nag xale yi nga xamante ne fii la ñu juddoo màgg fi nag ñu war a soucier wu tamit nag suñuy doom ci ñooñu te yow ki yore suñu kàddu ki yore suñu baat wanuñu leen loo xamante ne luy évolution ñun ba ñu fi duggee fa immigration ne woon ba tey fa la nekk ba tey kon daal message baa ngi noonu may jaajëfalaat ñëpp rek te naan rek surtout nag jigéen ñi ngeen gën a jegewaat mbooloo yi rek ñoo xam association yi la moo xam daayira bi la moo xam politique bi surtout nag politique bi nag nañ leen ñëw ñu politique tamit wane suñu bopp tuuti léeg-léeg ñu dem ci daayira bi ndax ñu ngi ci association politique bee des kon daal jaajëfal nañu ñëpp te di leen wax rek ne leen ñu préparé wu àndandoo ensemble ak ku mu munti doon rek bu fekkee nekk député bi Brescia yi génne ak couleur bu munti am rek na Brescia fexe ba député bañ ko rëcc bu dee Milan la aussi waa Milan aussi faire de telle sorte que seen député bañ leen a rëcc kon daal Lombardie bi nañu fexe ba ñafe rek suñu député yi desaat fi daal waaye mu doon ay député yu leer. mbokk Brescia maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu Moustapha Diagne mi nga xam ne moo ñu recevoir fii tey di nuyu maître Ndiaye jóge Milan vraiment ñu yàgg ànd di nuyu mënuma ko ñàkk nuyu ndax vraiment suñu doyen la ci fànn yu bëri nag waaw muy sëñ Cheikh Niang voilà di ko nuyu bu baax donc maa ngi nuyu aussi képp koo xam ne day wuyoo opposition te nekk fii ci Brescia wala nekk sax fii ci Italie maa ngi nuyu pour mu gàtt rek wala yëpp daj mooy le peuple de Yewwi Askan Wi waaw da nga xam ne wax dëgg yàlla loolu moo tax suñu tànk fii ñun ñu teew fi ndax man maa ngi bokk ci grand parti bu Malick Gakou te donc ñu nag waa PUR ak yeneen parti taxawu Sénégal bokk ci Pastef parti wu ñoom Déthié Fall ak bés du ñàkk ak yeneen leader yoo xam ne c'est des hommes de valeur vraiment ñoo composé la coalition Yewwi Askan Wi donc yéen ñëpp maa ngi leen nuyu di remercier vraiment ci invitation bi ci bés bi ngeen xam ne ci ngeen ñu ci invité alors damay ñëw rek tuuti ci Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi dama ciy wax rek lu tuuti dafa am lu bari loo xam ne tamit xëy na peut-être daf ñu dañuy dem àdduna day dox dañuy dem ñu koy constater mooy que ne valeur dafa commencé woon ñu
mel ni lu ko rafle mais nag li may wax rek mooy man li ma gëm mooy valeur mosu fi jóge ba tey mu ngi fi c'est que dafa am yenn yoo xam ne ñun ñëpp dañ ko bàyyee woon wala boog wàcc am ñeneen ñoo xam ne wax dëgg yàlla te bëri na suñu autorités yu fi jaar ak surtout ñi nga xam ne ñoo fi nekk à l'heure actuelle ñu won ñu mel ni daf ñuy bëgg dawal ne contre valeur moom mooy li nga xam ne moo yore àdduna te contre valeur gisuma fenn ci àdduna du ci religion du ci rek loo xam ne mbiru saayir la loo xam ne boo ko yoree wala boo ko jiitalee dana tax li nga yoree surtout mu jëm ci askan bi mu jëm kanam donc contre valeur yooyu nit ñu valeur yi ñu ngi fi mos a nekk lii problème bi mooy que ne dañu bëgg à l'heure actuelle surtout tey il est nit ñi nga xam ne valeur yooyu la ñuy sàmm ñu feeñal seen bopp li nga xam ne dañ ko war a foqati ñu jël ko parce que ñu ngi fi mais dañu fi mel ni dañu toog di seetaan ñeneen ñoo xam ne ay contre valeur la ñooñu yore li nga xam ne ñun ñëpp ko bokk moo tax nag effectivement suñu réew mi ni mu mel ko ñoo loo xam ne des autorités au premier plan wax lii tey ëllëg ñu génn si et je crois que ne du ma si étendre ndax exemple yi bëri na surtout ki nga xam ne moom fi nekk muy Macky Sall waaw donc depuis benn rek exemple laa si jox boo xam ne c'est patent man foofu laa gën a génnee ci moom bien que 2012 bi ñu ko folee 1 an rek lañ ci teg ñun ñu am ay réserve sur moom mais keroog bi mu waxee ak ni mu defee campagne am sur mandat am bi nga xam ne dañ ko foloon pour 7 ans mu ne moom bés bu foloo entre 2 tours yi la ko doon wax danaa ko réduire en 5 ans partout bi ñu ko folee si monde bi fu nekk mu dem wax ko en tant que président de la République du Sénégal suñu président de la République fu mu dem ci wax monde bi wax na ko devant de grandes autorités ñëpp dégg ko ñu jékki-jékki en 2017 avec son prétexte là avis conseil constitutionnel mu dellu si waat ci loolu donc man ñu mel noonu ay contre-valeur lañ alors donc may demander le peuple de Yewwi Askan bi ñu ko composé ñëpp boo ngeen ci xool individuellement mënuma ko lim à l'heure actuelle mais ku ngeen ci xool tous ces leaders là xool leen ku nekk individuellement sa parcours sincèrement nañu ko xool parce que tamit tey li Pape Ndiaye wax fii wax na ko ci intervention ci député yi ni ñu leen war a foolee bien que le poste de député de la diaspora je crois que ne le contenu bi ñu ko jox tamit quel que soit ku fa dem tamit ëllëg da nga am loo mën a def mais li ngay mën a def du bëri parce que loolu tamit yooyu yëpp c'est à revoir mais loolu yëpp ñun ñoo ko mën a changer ñu ngi ko mën a changer te politiquement rek lañu ko mën a changer alors li tax may wax ne politiquement lañu ko mën a changer li ñuy dëgmal nii ça nous concerne directement jaar nañ ci élection locale yi am na leen lu mu ñu jëriñ ñun ci Yewwi Askan bi am nañ ci résultat yoo xam ne extrêmement important pour ñun que ñoom ñuy def seen calcul mathématique boobu di wax ne am nañ 80% mais nous savons que ne effectivement il souffre aujourd'hui am na déclic boo xam ne am na et si loolu laay duggee ci li nga xam ne moo waral jotaay bi muy sargal Barthélémy Dias bokk na ci leen li nga xam ne c'est fondamental parce que Dakar kuy wax ne moo soo ko gagné tamit tey ñu gagné la si Dakar je crois que ne mosoo am défaite bu gën a métti bu dul bi nga xam ne am nga ko au niveau de Dakar donc mooy won ne Barthélémy Dias ak à travers Taxawu Sénégal à travers le Yewwi Askan bi kenn du wax mënuma wax lu passé li fi le maire Cheikh Gueye wax ak li fi ñoom Pape Diouf wax ci moom waaw donc c'est un nit la koo xam ne un homme politique extrêmement courageux qui jouit benn estime boo xam ne extraordinaire nekk modèle am une certaine constance et je crois que ne li mu wax te muy dëgg Ndakaaru am na maire ndaanaan donc ñun ñu ngi koy sargal bu baax di joindre à vous vraiment di ko féliciter d'autant plus que ñun ñëpp ñoo bokkoon ci liggéey boobu ba muy folu ci Yewwi Askan bi rawatina ci beneen ci élection locale yi tout le temps mooy le président Ousmane Sonko bi ñu fol au niveau de Ziguinchor dinaa ñëw ci loolu Guédiawaye malgré problème mais je crois que ne aussi tamit défaite bu puissante loolu yëpp Yewwi Askan bi moo ko andi alors bu ma jógee ci loolu c'était sur les élections locales ak un peu sur l'homme Barthélémy Dias damay ñëw rek ci élections yi ñu jëm may wax ne di xuus tuuti ci liste révision liste yi nga xam ne moom la ñuy def à l'heure actuelle mu démarré depuis le 7 di jeex le 27 au niveau de Milan affluence bi bëriwul woon temps yi yëpp dem commission bu nga fa woon mais du 7 au 11 mais affluence bëriwul je ne pense même pas que ne atteindre nañ ay 200 alors donc li ñuy ñaan
comme li Pape wax par rapport ak ñuy jëm 2024 wala yenn changement de fond réforme yi ñu war a am je crois que ne élection yii di ñëw gisuma ban moo ko ci gën a am importance ñun nag ñoo war a li ñuy wax terme yi mooy dëggal suñu bopp dëggal suñu bopp mooy ku nekk li nga mën ak koo mënti waxal te xam réalité bi te nekk un homme de valeur bugg changement réel fii lay commencé am na un signal ci élection locale yi la législative nag dañu bugg képp koo xam ne amoon nga parce que révision yi ku mu concerné mooy koo xam ne xëy na am nga carte d'identité entre les deux élections donc dañ lay bindal ci sa carte d'identité non inscrit kooku tey commission rek nga bu commission amee rek nga mën a inscrire ci liste électorale commission mu ngi fi donc boo ko yóbboo ñu inscrire la alors wala koo xam ne dafay def modification xëy na Sénégal nga amee woon carte d'identité wala foofu nga doon voté tey nga bëgg voté fii en Italie utal sa certificat de résidence boo yóbboo sa carte d'identité biométrique boo demee ñu defaral la modification yooyu pour que nga mën a participer correctement ci élection yi ñooñu la concerné koo xam ne amul nag carte d'identité biométrique ce qui est sûr et certain après na ut carte d'identité mais élection prochaine rek lay mën a bokk loolu moo fi nekk à l'heure actuelle donc loolu laa doon tenir sincèrement à préciser te tamit ngeen wax nit ñi fii ci Brescia mosu leen des ginnaaw nous le savons vous avez toujours pesé opposition daf fi mos a gagné un peu partout en Italie te ngeen am ci poids bu rëy mais ngeen fexe dugg ci nit ñi le maximum possible sensibiliser leen pour que ñëpp ñi nga xam ne ils sont dans ces cas yooyu ma wax noonu vraiment ñu dem inscrire ji waaw ngeen def le maximum possible sur ce plan là alors li may mujj wax rek mooy am na collaboration am nañ ko xëy na peut-être ak consul à Milan avec le nouveau consul boo xam ne xëy na waxtaan am na ak parti désir de collaborer réellement am na effectivement nous le sentons te ñu nit ci kaw rek loolu la ñu liggéey parce que li ñu bëgg rek mooy transparence bon gis naa ne ci kaw Rome par exemple mel noonu je le souligne aussi que waxtaan boobu ñu am fii au niveau de la juridiction de Milan amul tellement fële même bi fa amee am na yenn yoo xam ne dafa war parce que waxtaan ak ay association ba pare nga am leen lu ñu la jàpp ñu jox la ay propositions nga dellu si rek jékki-jékki ne lii laay def bon je crois que ne tamit le cas de Rome mérite attention par rapport ak lii bien que inscription rek sur les listes électorales mais je crois que ne ni war nañ ci gën a taxaw li may wax daal mooy globalement ñun à l'heure actuelle nous devons prendre notre destin en main bu kenn réeree mbir nag comme li ñuy wax ci député wala bu ñuy fol ëllëg problème yi bëri na nu mën nañ ko identifier lépp mais li ñu war a mën du bëri lenn rek moo mën a changer donnée bi mooy li Pape Ndiaye wax léegi mooy c'est-à-dire que ne lépp lu ñu mën muy fii wala muy Sénégal ñu mën ci am influence ñu taxaw ci jon ba nga xam ne danañu changer radicalement la composition de l'Assemblée nationale foofu la yëf yi di commencer parce que loolu bu amee sax foog naa ne 2024 duñu fa yegg te loolu rek moo mën a changer beaucoup de réformes andi li nga xam ne ñu ngi koy xaar depuis plus de 20 ans mooy un changement radical véritable comme li nga xam ne ñun ñu ngi koy gis am na kenn ku ko wax fii di wax ne li ñuy fekkee en Europe xam yenn situation yi même au Sénégal xam nañ ko donc daal dama bëggoon ci élection yi ñu xam ne c'est fondamental lépp lu ci nit mën a taxawee ñu taxaw ci te maa ngi souhaiter vraiment suñu coalition bi am nañ ci yaakaar au niveau du Sénégal rawatina fii ma bëgg yéen ñëpp ngeen jàpp ci même les autres membres de l'opposition parce que ku nekk mën na xam du ma mais ñu xam que ne à l'heure actuelle yenn yi sax di disperser suñu force jaru ko fi parce que ku nekk au devant de la scène wala am yenn atu yi je crois que ne les gens doivent ne serait-ce que par rapport à objectif bi ñu am muy objectif central bi ñii seen pouvoir bi ñu mën leen woñ ci élection législative bi Macky Sall jóge fi même s'il le faut avant 2024 je crois que ne seen vote yooyu sax dañu ko war a reporter dans le cadre de Yewwi Askan Wi voilà donc moi daal maa ngi leen di féliciter vraiment ci li ngeen taxu ni di jéggalu ci guddaay bi mais il fallait vraiment que ma wax loolu quoi parce que vraiment ci loolu la ñuy liggéey jërë ngeen jëf merci. merci beaucoup Mata jox kàddu bi Yaba Cissé ñëw sànni ñaari kàddu. waaw asalaamaaleykum mbokk yi xam naa le frère El Hadj ñun nag yàlla dafa def ñu teewee fii Pastef mais tamit dafa am benn anam boo xam ne nii moom la ñuy liggéey te ñu ñëw fii Brescia fekk benn section Brescia mu dalal ñu
suñu soñoon tamit ñoom ñu jiituñu avant que ñuy addu si turi waa Pastef yëpp ko suñu Bassirou Sané di sama père jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku nekk ak turam ak santam yàlla suma nuyoo bi fekk leen yéen ñëpp si jàmm ak salaam di ma présenté wu man may Bassirou Sané responsable des charges de la section de Brescia si ndigal notre coordinatrice Nabouba empêché pour d'autres choses yu nga xam ne moom la ñu nekk di organiser pour le 19 mars pour sagal jigéen monde bi jigéen Sénégal parce que jigéen moo jur waliw jigéen moo jur président jigéen moo jur imam kon bés boobu moo tax mënul ñëw teewu fi mu ne ma Sané yow yaay responsable des sages de Brescia kon dama am empêchement si liggéey boobu laa nekk nga dem teewul ma foofu si loolu laay jëlee kii bi ndigal tamit si moom mu ne ma Wuri Diallo daf la woo mu ne ma defal lépp pour ñu dem accueillir ki nga xam ne moom moo war a taxaw suma taxawaay mooy Yaba Cissé bi nga xam ne day jógee depuis Bergamo comme yéen ay représenté section de Brescia dama bëgg nga dem accueillir ko indi ko jox ko waa Yewwi Askan bi nga xam taxaw Sénégal bi nga xam ne Moustapha ak ñu mu àndal seen woote bi loolu moo tax ma ñëw def ko si anam bu nga xam ne suñu secrétaire suñu coordinateur national Wuri Diallo ma nuyu ko au passage mais maa ngi sargal jigéen yi yëpp si seen taxawaay comme nu ñu ko waxee léegi jigéen baax na góor baax na waaw du ma guddal maa ngi jox kàddu parce que comme dafa am hiérarchie donc moom bu ñëwee man waruma am kàddu bu nga xam ne bu ma war a wax mais seulement dama koy dalal kàddu Pastef fi moo ko yor suñu camarade Yaba Cissé asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu ngeen jégal moo su nekkee suma kàddu dëng na ngeen xam ne si man bu jubee rek ngeen xam ne si yàlla waaw maa ngi leen di sargal bu baax a baax si Yewwi Askan bi moo tax ñu taxaw fii tem pour au moins ñu xam ñu yëkkatiwandoo dóorandoo ñi jël assemblée nationale comme Pape Ndiaye nu mu ko waxee jërëjëf. merci Yaba ñëwal boog acca. waaw merci son père Bassirou Sané maa ngi leen di nuyuwaat yéen ñëpp bépp assistance boo xam ne ni teew nga fi di nuyu le frère Moustapha Diagne boo xam ne ni tey moom moo waral lii nii wala boog suñu teewaay tey sur loolu la basé wu di jéggalu avant tout si suñu retard ndax nag tey comme ni ñu ko xamee mooy samedi la jour de travail la te ñu jógee tam fu sori ba Monza leen jógee ñëw fii suñu coordinateur waroon a teew di Amadou Wuri Diallo mais tey ñu amoon ay événement yoo xam ne dañ ko am fenn Udine moom mu dem teewal fa parti bi la vice coordinatrice waroon a ñëw teew mais yàlla def ñu chargé ko mu topp commission liste électorale pour révision yi ba xam ne tey mu nga teew fenn si Bergamo bëggoon na ñëw mais moom tamit loolu moom ko tënk ñu délégué maintenant ñëw si turi kaddu Pastef Italie pour ñëw teewee si bés bu mel nii donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen féliciter di leen encourager vraiment si journée bi mel nii et ñu ne na kan leen yi sargal ñu ne Barthélemy Diaz loolu yaakaar naa ne bépp patriote bu nekk rek suñ la si wooyee wala suñ la si woowu di nga ñëw uyu si lu ko waral c'est parce que Barth dafa nekk un des membres yu ñu leen wax membre indirect du parti de Pastef ndax tous les patriotes ñoom ñoo ko considéré comme un vrai patriote c'est parce que dañoo gis si boppam wala boog dañoo gis si moom lépp loo xam ne nii ay valeur la loo xam ne moom la ñuy incarné loolu yaakaar naa ne tax na ba le président Ousmane Sonko keroog ba mu ñu joxee ndigal nekkat bokk na suñu xam ne nii moom moo samp Barth patriote yëpp dañoo jóg encore accompagner ko si biir liggéey boobu ndax tamit comme ni ñu wax rek mooy que ne ñun moom ndigal jëfe te beneen bi mooy daa am loo xam ne nii moom la suñu parti di woote
loolu ñu gis ko sur la personne de Barthélémy Diaz benn bu si jiitu muy travail muy tee boobu xam ne dafa nekk si biir Pastef muy le travail ñu ne kan mooy Barthélémy Diaz ñu ne il fait partie des meilleurs maires du Sénégal kooku liggéey rek moom moo ko war a mootal wala boog liggéey rek moo ko joxe beneen bi ñu ne éthique mu nekk loo xam ne ni moo gën a ëmb lëkkaloo parti bi wala boole ànd bu xam ne moom la ñu ànd muy éthique muy jub-jubal boobu ñu gis ko sur la personne de Barth donc pratiquement lépp loo xam ne nii daf ñu tënk ñun en tant que les Pastef wala en tant que les patriotes kooku dañu koy gis ba mu jeex takk ci biir Barthélémy Diaz donc yaakaar naa ne loolu tey suñu ne dañuy sargal Barth donc yaakaar naa ne suñu teewaay ñun ñoo si war a jiitu ginnaaw loolu nag dañuy jaajëfalaat encore waaye Yewwi Askan Wi xam ne tey lii xam ne tey am na te mu nekk premier lancement bi boo xam ne nii premier lancement bi man damay wax ne mooy ci élection locale yi ndax ñun ñëpp gis nañu résultat yu extraordinaire yoo xam ne moom la ñu génnee dara waralu ko nag te dara joxewu ko lu dul ci unité waaye tamit dara waralu ko dara joxalu ko mooy ci ànd nawle nag comme ni ñuy wax mooy ku nekk na nga xool la nga mën ak la nga mënul ku nekk la nga mën ñu jox la ko ku nekk la nga mënul ñu seet keneen ku ko mën ñu jox ko yaakaar naa loolu yaakaar naa ne tey résultat yu extraordinaire yoo xam ne nii am nañu ko au niveau Sénégal ci élection locale yi loolu moom moo ko jur donc daal le coordonnateur Amadou Wuri mu ngi leen di jaajëfal di leen féliciter di leen sant vraiment ci taxawaay bi te di wax ne taxawu Sénégal dafa bokk wala boog dafa nekk un des pionniers sur la coalition Yewwi Askan Wi donc lépp nu mu taxawee noonu biir Sénégal ànd ci ak yeneen leaders yi même au niveau Italie tamit même yaakaar boobu même taxawaay boobu leen xaar taxawaay boobu nag lu ñuy xaar mooy ten ci militants yi surtout ci militants yi c'est parce que ñu ci kaw wala coordonnateurs yi ci kaw mun nañ am benn déggoo bi mais nag su militants yi ànduñu wala sympathisants yi àndul yaakaar naa liggéey bi dina xaw a sooxe te nag coordonnateur kese wala ay leader kese yu nekk Sénégal mënuñoo tax mukk lii ñu jëm wala boog li suñu objectif ñu mun ko atteindre donc maa ngi appel maa ngi woo képp kuy militant et sympathisant de tous les partis yoo xam ne ñoom ñoo composé Yewwi Askan Wi ñu jël Sénégal mettre ko au centre du projet loolu rek yaakaar naa ne moo ñu mun a may suñu pour ñu mun a atteindre suñu objectif waaye tamit pour que ñu mun a am ay résultats yoo xam ne nii dina romb résultats yu ñu am ci élection locale yi possibilité bi mu ngi fi kattan bi mu ngi fi te jàpp naa ne diaspora bi tey am nañu xarañte yeewu nañu ba xam ne tey élection présidentielle yi ñu génn malgré que am nañ ci ay résultats yu am solo mais nag amoon nañ ci benn déception c'est parce que dañuy jàpp ne immigré yi wala diaspora am na lu ñu jàng am na lu ñu xam am na lu ñu comprendre ba xam ne tey suñu demee boo war a def choix dinañ def le bon choix mais malheureusement tel n'était pas le cas ndax gis nañu pourcentage boo xam ne le président de la République Macky Sall am na ko fi te jàpp naa ne mérité wul woon moom moo am pourcentage bu toll noonu donc encore une fois éveillons les consciences te lu ñuy woote lu ñuy wax nañ ko jëmal maanaam ci biir vote yi wala boog ci urne yi fu may daanelee rek muy par rapport ak inscription yi yaakaar naa le frère Matar wax na ko suba mooy tour Brescia ñu ngi war a ñëw fii Brescia Milan amuñu influence boo amul fa su ma juumul yaakaar naa ne 250 personnes ñoom ñoo dem entre changement ak inscription tey ñu ngi Bergamo déjà rek yaakaar naa ne Bergamo dëppagum na carte gi ndax su ma juumul yaakaar naa ne liste bu ñu bàyyi foofu noonu ba may jógee foofu di ñëw ñu ngi woon ci 250 personnes yoo xam ne nii bindu nañu donc ñu ngi xaar tamit même influence boobu wala sax de plus au niveau de Brescia ñu mun ko def c'est parce que tamit sans carte wax jee bari rek sans carte dara duñu ko mën sans carte lu ñuy wax tamit dara du sot donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jégalu encore ci kàddu yi di remercier waat encore le frère Moustapha di remercier waat encore tous les membres wala boog tous les coordonnateurs yoo xam ne ñoom ñoo tënk Yewwi Askan Wi waaye itam di remercier vraiment tamit les militants et sympathisants de tous les partis yoo xam ne ñoom ñoo composé parti bu xam ne nii wala coalition Yewwi Askan Wi te di wax rek yàlla ñu yàlla jàppale mosuñu seytaane daqal ñu seytaane ba lépp loo xam ne moom lay mbébét pour rek Sénégal avancé yàlla suturaal ñu si loolu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci tur le coordonnateur Amadou Wuri Diallo jërë ngeen jëf
merci beaucoup Yaba Cissé wax bi rafet na ku wax opposition nag boo ne Yewwi Askan Wi doo dellu takkat doo tudd waa wàllu wàllu nag ñu am benn rôle bu am solo boo xam ne joué nañ ko ci élection yi génn Mor Diakhoumpa mooy kenn koo xam ne dëkk ak ñun fii Brescia ñu fas yéene ko woo Mor Diakhoumpa opposition bi ñoo woote Mor Diakhoumpa opposition ñoom ñoo bëgg a sargal Barthélémy Diaz ñu fas yéene dalal rek nga am sa ñaari kàddu yooyu wax si biir Brescia ñiy dalal bés bi ak tamit daal ki ñuy sargal tamit kan la. jërëjëf El Hadj defe naa ni jëmm ji ñuy waaj a jox kàddu mën nañu wax ni mooy seexu Moustapha Diagne mi woote bés bi El Hadj jëmm ji ñuy waaj a jox kàddu mooy ki nga xamante ni moo jël tempsam ak waxtoom ak alalam di ko delloowaat ci la communauté sénégalaise El Hadj jëmm ji ñuy waaj a jox kàddu mooy ki nga xam ni kenn du tudd culture kenn du tudd sport te doo ko tudd à travers l'association ASBP waaye jëmm ji ñuy waaj a jox kàddu damay wax ni mooy parti démocratique sénégalaise fii ci Brescia kon tey mën nañu wax ni salle bi l'opposition à sa grande majorité ñoo fi daje waaye jëmm ji ñuy waaj a jox kàddu mooy le président de tous les Thiessois d'Italie président vous avez la parole. Merci beaucoup. maa ngi nii buñ la bëgg ko wax ñaari baat rek ndax damay jël si wax rek ci teraanga. wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare wax dëgg yàlla jël gi kàddu bett nañu lool mais Moustapha dafa am lu nu boole lu raw ay parti politique mooy li nu bokk ci mënuñu koo séddoo muy Sénégal mooy li nu bokk ci mënuñu koo séddoo muy yoonu murit kon bu fekkee ni dafa woote mënuñu cee ñàkk bañ a teew waaye jël kàddu gi wax dëgg yàlla bett nañu ñu ngi jël nuyoo bi ak ziyaar bi di ko jox mënuñu ko ñëpp di jël beneen nuyoo di ko jox sunu frère bi ñu fi fekk muy Mbergane nga xam ni mooy secrétaire généralu ADTI association des Sénégalais association doomu Thiès en Italie mu joxal ñu ko ñi des ci mbooloo mi yëpp di wax ni yéen a ngi sargal ku jar a sargal parce que ñun fasante nan moom ak moom kóllëre mooy bi mujjee Italie en 2011 ca ànd ak Aminata Mbengue Ndiaye ak Ousmane ak Tanor Dieng sa waay dugal ma ci otoom ñu dem ci hôtel ba nu nuyoo saafonte fa fasante fa kóllëre kon loolu moo raw moo jiitu tey duñu guddal dañuy gàttal maa ngi nii jóge ci commission bi fi war a ñëw suba ñu doon réunion pour xool na la ñuy organiser woo pour bindu bi avant commission bi maa ngi woon ci réunion ak ay kilifa yu mag ay député bokk ci xam nga réunion boobu lan moo ko waraloon pour ñu xool na la ñuy boole coalition yi la coalition des coalitions bu fekkee ni Yewwi rek dafa toog di wax ni man la avec ses 700 000 voix du mus a am majorité Assemblée nationale bu fekkee wàllu dafay toog avec ses 400 000 voix du mus a am majorité Assemblée li Karim Wade bëgg Khalifa Sall bëgg ko même le président Sonko bëgg ko Assemblée majorité Assemblée nationale moo ko mën a maye te bu nu àndul duñ ko am il faut ñu waxante dëgg kon kilifa yi comme ñun ni ñu koy defee di ci liggéey suba ak ngoon muy la coalition des grandes coalitions am na fii xam le xool leen PD fii ñu nekk PD parti démocratique ñaata coalition ñoo nekk ci biir PD kon mbooloo mi neex na loolu mais politique dëgg politique moo des ci ñun li ci des mooy lii nu jëm muy ay vote yu am solo man de bi ma kilifa woowa léegi ni ma loo xam ci
sax suñu xel dem na ci nga doon candidat dama ne ko baax na du ma ko doon parce que bu dee financièrement ñun ñii ñëpp koo ci ni kaay dem doon ab député opposition da ngay bañ parce que 1,3 million la lay fay ci ngay def lépp ñi ko bañ ci salle bi bari na 1,3 million boo ko jëlee bëgg cee dagg say billet bëgg a ñëw fii def dañ lay boole ak askan wi kon am na beneen liggéey boo xam ne ñun war nañ koo liggéey mooy ki nga xam ni dafay ñëw non pas bii mais beneen di ñëw ñu teg ko ci ay conditions yoo xamee ni maanaam du yam ak député 1,3 million rek mais dinañ ko teg ci ni ko diggante Lombardia bi ba fa Italie yam defal ñu ñaata yoon nga fi bëgg a déplacer frais yi ñaata la nga dem rencontrer askan bi ñaata la est-ce que tey yaakaar ngeen ni un Mame Diarra Fam l'honorable député Mame Diarra Fam wala naa ko sekk dina leen woo bëggal leen a rencontrer yéen ngeen di fay sal ca ñoom mënuñoo fay sal parce que li ñuy am 1,3 million mënuñu ci dund mensuellement moo tax ñuy jël seeni benzina ak leneen dem di ko jaayi avec ça nga bëgg ko liggéey maanaam danoo def député issu de la diaspora ba noppi jaxase leen ak diaspora bi keneen ku fi mënti ñëw muy Moustapha Diagne muy sama sœur Fanta ku mënti doon ñoom ni ñuy def ngay def or que député encore rôle am du defal kenn dara mooy dénoncer mais député mënut a defal ni dara mooy ndax fa ni dénoncer da nga koy gis non man maa ngi ak ay mémorandum yoo xam ne député yi bind nañ ko wax ci lu baree bari yóbbu ko ambassade yóbbu ko ci ministère yi mais loolu mooy rôle député kon nanu boolewaat ñun ñëpp xam li nu bëgg déjà ñu dox jëm ci loolu Moustapha ñu ngi lay sant bu baax moom ni ma mel ci Ablaye Wade noonu la mel ci PS gëm-gëm dafa am solo bu dul woon gëm-gëm bi ndege ni mën naa doon ci beneen wàll leneen mais gëm-gëm dafa am solo kon ñu ngi lay ñaanal yàlla di wax ni yàlla bu kenn sedd la dara sa ginnaaw parce que xaar nga ko fi di leen sant bu baax di leen gërëm jërëjëf. Mor Diakhoumpa wax bi rafet na Mor ñu lay remercier bu baax a baax si taxawaay bi génn nga fi ay kàddu yoo xam ne ku nekk mu mën si toog méditer si bu baax a baax réfléchir si xool ban buntu la ñuy jaar pour li ni mel mën a nekk c'est seulement le Sénégal qui gagne. ku ne Brescia nag ne Pape Sène de koo xam ne notable fii Brescia am historique am jaar-jaar Grand Alliance suñ koy nuyu bu baax a baax moom nee na El Hadj man dama ragal micro du ma wax maa ngi ñaan rek Pape Sène la ñuy woo fii mu ñëw Resane Pape Sène la ñuy woo jox ko kàddu mu ñëw si bokk kàddu Brescia. macha allah El Hadj wax nga lépp grand Pape mooy Brescia grand Pape mooy Pape Diop defe naa ni kenn du tudd Pape Sène te tuddoo Pape Diop kon grand Pape bisimilah kàddu gàngoog. waaw asalaamaaleykum waa salle bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di jégalu nag parce que Grand Alliance Camara moo waroon a wax mais mu ne ma waxal parce que ñun taalibe lañ waaw mais tamit suma grand Cheikh Niang bu waxee ba pare ñun amuñ droit wax fii parce que ñun Moustapha Diagne comme ni ko suma frère léegi Mor Diakhoumpa waxee dafa am luñ bokk loo xam ne dafa doy waar man ak moom d'abord sénégalais lañ deuxièmement ay murid lañ troisièmement maag moom ñoo bokk guy mbind la ñuy siyaare kon maag moom ba àjjana kon moom liñ seq dafa bëri deuxièmement Mor Diakhoumpa wax na lu am solo parce que dama bëgg ngeen xam ne réalité yi nekk Sénégal ak réalité yi nekk diaspora bi du benn fii bala ngaa jël sa carte nit dana jël parce que man je vous donne un exemple bu concret tey ñoom Nango Seck ak ñoom Mame Diarra Fam bërki démb la woon mais tey ça fait 5 ans kon jeex na fii lu waay di wax rek mun nga ko wax mais les réalités sont là man ànduma ak Nango Seck pour Pape Diop ànduma ak Nango Seck wala quoi que ce soit man Nango Seck laa àndal parce que moom laa xam te loolu moo am Brescia loolu laa bëgg ngeen di ko gëm Moustapha Diagne bi
affaire Covid bi amee ça me rappelle ça fait presque 1 an xamul woon ne ay Yewwi dana am wala quoi que ce soit dafa xëy ubbi benn panelam jël képp ku yor parti politique ci Brescia mu dugal la ci booy la ci pour ñuy waxtaan xool nan la ñuy demee pour ëllëg def na ko kon moom yàgg naa dajale. mais man fii laa ñëw musuma sensé résidence Brescia laa musa nekk Woborno laa dëkk duma dara tekkiwuma dara yàlla xam na mais maa ngi sant yàlla suma njaboot mu ngi fi ku may àndal rek damay xam ne yow amal nga intérêt askan bi parce que amal intérêt askan bi dafa neex parce que man tey bu ma nekkoon footballeur naa leen wax ne li ma gën a neex sama àdduna mooy bis bi nga xam ne moom lañ njëkk a jox Serigne Touba ci dëkk bi fii muy 8 juin man maa yen woon organisation bi man kon loolu te tey samay maam bu ma ko dàqee tey am naa samay maam yoo xam ne doonuñu woon ay jullit te bi may doon organisateur boobu aussi amaguma kayitu séjour bi may def organisation boobu Dakar laa yoruma kayit mais Côte d'Ivoire laa jógee ñëw fii sëñ Moutala bu sëñ Abdoulaat moo ma dugal ci liggéey sëñ Tuubaa bi keroog ba ma yëkkati loxo Sëriñ Mbay waroon na ko fa fekk ndeysaan Modou Mbay bi yor taxi bi mu jógee Sénégal ñëw def na mais booy bi mooy kan lu tax ngeen koy jox organisation bi te kenn xamu ko yàlla na ma ko yàlla fayal papaay booy kii si la booy bi yor bitig bi fii taala si la papam sëñ Omar Sylla ne sëñ Omar Sylla ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm ne bàyyi leen booy yi ñu doxal seen yoon nekku ci bàyyi leen booy yi ñu doxal ñu jël suñu responsabilité 8 juin boobu yaakaar naa ne ku yàgg ci dëkk bi fekkee nga ko xam nga lañ ca def ak lañ ca deful kon ñu ngi ci sant sëñ Tuubaa loolu lu ma honneur bu ma yàlla may la mais bu loolu weesoo Brescia élection yi nga xam ne mooy 2017 yi ku ci amul jàngat rek jàngoo dara parce que man toog naa ci benn bureau de vote benn paa ñëw kilifa la bugguma wax turam ñëw ba àgg mu ne Nango Seck ban mooy kartam Nango Seck ban mooy kartam parce que kooku wootelu woon wàllu wootelu woon kenn mais Nango Seck la doon wooteel kon nag li Mor Diakhoumpa wax nii parce que moom moo nekkoon directeur campagne année boobu fu ne ci Italie dem nañ fa fu ñu dem benn baat la ñuy wax ñun xamuñu ñi ngeen di waxal xamuñu leen mais yéen ñi fi nekk la ñuy xam ma jël exemple ci kenn koo xam ne bëggoon naa mu nekk salle bi muy ñaan Ibrahima ñaan gis nga dëkk boo fi nekkee da ngay fexe ba tekki fi dara gis nga ay Yewwi Askan Wi ay bokk gis-gis ak ay Ablaye Wade ak ay Massamba ak Mademba ñun 1,3 million c'est quoi 1,3 million man de du ma tagg soo bopp mais wax dëgg yàlla du tax may def di dégg ay saaga parce que quand même fii bu supaagee ñun ñëpp xamante nañ ak yeneen kon li ma leen di ñaan mooy ki nga xam ne xaw ma kan la yàq te nag nañ leen waxante wax ju rafet parce que fii luñ fi bind rek crayon la rien ne prouve que Yewwi day continuer rien ne prouve que grande coalition du am rien ne prouve que kon nañ leen xool ñun suñ biir d'abord Brescia nañ leen waajal d'abord koo xam ne wér nañu ne kii bu taxawee dana mun a taxawal Brescia mu am profil boo xam ne ñëpp danañ ko rafetlu parce que dajale nit ñi woo leen ñu wuy leen tout ce temps bi ak corona bi Covid bi yombul mais nañ leen xam ne fii du Sénégal te ni ko sa waay tëjee nii léegi bu fekkee ne opposants yi ñun bu 2017 joxewul exemple fii exemple dootul am 2017 bu fekkoon ne ñëpp jubawoon nañ doon benn Dakar waxatuñ ko Italie gi da doon gën a yomb fi may tëjee nag mooy xam naa ne ay xaritam danañ ko mere mais danaa ko wax muy Moustapha Diagne mii 2017 malgré que mu ngi amoon nañ seen liste bu ñu àndoon ñoom mais dafa ñëw ba si man mu ne ma grand frère sincèrement parler man Brescia laa dëkk du ma ànd ak yéen dem de mais na leen wóor ne man Brescia lu ma mun dinaa def ba Brescia jàll kon loolu warul waa taxawu Dakar de mais liggéeyal na leen def na lépp li mu doon war def mais li ko naqari woon mooy du boole ay dëkk parce que Bergamo dafa am Brescia am mais bu ñu jëlee waa Bergamo yëpp jël leen ñetti député fii jëluñ fi benn député loolu muy APR muy ñëpp dañ cee juumoon parce que Brescia aussi duñ nangu yenn yi ren tamit xaw ma kan mooy dem xaw ma kan mooy kii mais ku ko def rek ñu def la ko ñun suñu paaka lañ yor rek waaw loolu laa bëgg mu leer nañu seen
waaw ci trou Grand Alliance nag ak ñi nga xam ne parce que grand Cheikh Niang normalement moo war a wax ci waa Brescia mais comme dafa am lu mu doon wax moo tax ñu ne nañ ko jox grand Ali jox ma ko tuuti naa ci nag mais maa ngi leen di sant leen gërëm di gërëm nag surtout fi ma waroon njëkkee mooy sunu jigéen ñi ndax mois de mars moom yaakaar naa ne yéen man damay xam nga ñaari fête laa gën a bañ ci àdduna bi Saint-Valentin ak 3 mars parce que yéen weesu ngeen benn fan man sama kër chaque jour Saint-Valentin la man sama kër loolu laa gëm waaw kon di sant aussi di sant aussi sama présidente s'il vous plaît ma tëj di sant sama présidente Fanta waaw di sant Fanta présidente bu Wobarno nga xam ne tey mooy suñu président association di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf jéggul si kàddu yi. ku nekk am nga sa initiative ku nekk am nga sa projection ku nekk am nga sa bëgg-bëgg lépp il faut comprendre que c'est le Sénégal qui gagne chaque fois lu ñu war a def mooy yëkkatandoo tegandoo di ñaan yàlla yóbbu si bés yi ñu egg ak jàmm salaam te tamit yàlla jox député yoo xam ne moo gën si Europe du Sud xëccoo baax na dabu baax na jéem baax na mais yàlla na ñuy tànn daal nekk nit yoo xam ne nañu jaamu suñu soxla jaamu suñu yitte te it muy ngërëmu Europe du Sud Moustapha Diagne kaay ñu bàyyi la nga ñëw fas yéene nag tëj jotaay bi. salaamaaleykum da ngay jàll audio waaw bon li jéggalu tuuti rek pour leeral balaa ma koy jàllale parce que Barthélémy Dias bu sañoon day dugg parce que démb jokkoon ak gars yi mais yàlla dafa dogal dafa nekk ci ay xat-xat ba tey loolu moo tax duggul mais démb bi mu jógee Tivaouane daf ñu defaroon vidéo pour ñu bëggoon ko teg fii ba ñëpp gis ko tey dama ko bëggoon teg rek kàddu yi mu jibal ñëpp dégg ko te xam ne bu sañoon day dugg fii tey ñëpp mu nuyu leen gërëm leen sant leen kon ñu. asalaamaaleykum mbokk yi seen mbokk seen doomu ndey Barthélémy Dias maire de Dakar maa ngi ñëw tey di leen di gërëm di leen di sant di leen di jaajëfee ci sargal bi may delluwaat tamit yéen tamit leen di sargal parce que ndam bi seen ndam la yàlla bu am pay na leen yàlla fay seen xol seen yéene seen cofeel ak seen taxawaay ci lu ñuy dox ak lu ñuy xeex ngir ëllëgu Sénégal kon nag ñu ngi ziar ñëpp di leen di jox seen wàccuwaay di leen di ñaanal yàlla na leen yàlla may wér-gu-yaram yàlla na leen yàlla kàttanal yàlla na leen yàlla yokkal sutura te mbokk yi ci kanam raw li bët kon yàlla na yàlla xeeb dolli di am mbégte lool di leen di gërëm bu baax a baax ci cofeel bu ngeen fësal ci man mii di seen mbokk seen doomu ndey Barthélémy Dias mais ñaax ci yéen mbokk yi ngeen gën a góorgóorlu ci taxawaay bi ñu ngi jublu si ci ay élection législative te élection yi da ngeen di ci bokk kon nag nu ngeen ko xamee révision des listes électorales daanaka door na ngeen ñu ko waxal mbokk yi ci diaspora bi na ngeen ñu ko waxal mbokk yi fii ci biir réew mi ak ngeen góorgóorlu tamit ba am représentation bu am solo ci bërëb bi ngeen xam ne nii fa la ñuy amee les révisions des listes électorales bu ci des tamit ngeen mobiliser wu parce que wax naa ko di ko biralaat li ci kanam daaw li bët Sénégal moo soxla moo tax ñu fas yéene joxante loxo doon benn say doon benn famille pour mën a sigil Sénégal ñu ngi leen di bëggee di leen di gërëm di leen di sant jërë ngeen jëf mbokk yi. merci beaucoup borom bés bi la Barthélémy Dias moo envoyé message nii ñu ko doon dégg di ko sant di gërëm bu baax a baax si jege boo xam ne jege na ko waa Brescia surtout ak daal ñi initié bés bi. Alassane ñu nekk si cappaandaw émission bi. si cappaandaw jotaay bi. si cappaandaw loo xam ne moo ñu fi boole woon. Moustapha Diagne la ñuy bàyyi mu tëj yan kàddu ngay sànni si Moustapha Diagne bien avant ñu bàyyi ko tamit mu tëj jotaay bi. jërëjëf El Hadj macha allah. El Hadj kii nga xamante ni moom la ñuy bëgg a jox kàddu wolof dafay wax ni bu nee diw baax na ñu ni ndax mbokk yi ñoo ko wax kii nag ay mbokkam mooy Brescia kon defe naa ni suñu ñëwee baax na tey su dul dëgg yéen saal bi di ngeen ma weddi ñun ñëpp jàpp nañ ni
baax na El Hadj kii ñuy bëgg a jox kàddu Mbaye Pekh mooy ki nga xamante ni moo jiite pendant 2 mandats consécutifs l'association ASBP muy association boobu nga xam ni am na plus de 40 ans d'existence El Hadj ki ñuy bëgg a jox kàddu mooy ki nga xam ni moo jiite la coordination des associations de Brescia muy CASEP ëmb lu ëpp 15 associations El Hadj ki ñuy bëgg a jox kàddu dafa naa ni préfecture xam na ko kii ñuy bëgg a jox kàddu Questura xam na ko El Hadj kii mooy ki nga xamante ni dafay jël ay samedem ak i dimanche am dafa naa loolu sa famille ne va pas me contredire di ko delloowaat askan bi dafa naa ko wax association di nga wax volontariato association kenn amul lu ñuy fayeeku moom dundam la jël jox ko association yi ak daayira yi El Hadj kii ñuy bëgg a jox kàddu lii muy def nii tey du ci gan parti bii tey muy milité ba sargal fekk ko ci la juddu ndax ku xam way juróom mook Ousmane Tanor Dieng benn lañu woon kon moom lii muy def nii bàyyiwul ba mu neex rek mu ñëw ci moom da ko judduwaale El Hadj kii ñuy jox kàddu mooy Brescia mooy askan bi waaye nag moom mooy sama goro kon Mbaye Pekh Moustapha Diagne moom la ñuy bëgg a jox kàddu waaw El Hadj waaw tàcc leen loolu waay tàcc leen loolu waay tàcc leen loolu waay goro xam naa ni ndongo li Ibrahima Mbaye Pekh kàddu yi du ci bari ndax man Moustapha waaw leen góor waay El Hadj kàddu gi du ci bari dama koy tënk rek ndax man Moustapha mënu maa wax ci moom may leen ma minute rek mënu maa wax ci Moustapha ndax daa bari gaa yoo xam ne dañoo jël Google def ko géwal waaye moom loolu dalu ko de moom jëlul Google mbuub def ko géwal dafay fekk géwal di ko doxal lu xew ni ma Pekh barke sëñ Bamba te nag ab sàcc rek bañ ko yëg ñun Pekh lañ dëkk ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi bale yi si buru sëñ Mbakke Maaram Xaadim borom jumaa ji màggal gu mag jumaa ju mag gi buñ ko duppee Moustapha mu bëggal ma boppam jëlul Google mbuub def ko géwal Tafa foo ne ma fekk la fa barke sëñ Bamba Tafa foo ne ma fekk la fa dangaa jàngal ñu bari wax ñemeloo géwal ñu bari dimbali ñu bari fii ci Brescia maa ngi nii nag kuy nëbbu du ko wax dañu député bu ñu fay 1,5 million ba 1,3 million Tafa bokku ci da ngay jóg te kenn du la fay dara manifestation bu amee bu dee juróom Pakistan la ba naar Tafa nga fa loo yaakaar ni waxuñu ko rek dañ laa seen noppi bale yi si buri sëñ nokki ma waaye laa ilaha illallah ndeysaan da nga cee juddu màgg ci di ko dox di ko wax lépp lu ngeen nam yéen waa Brescia yéen waa diaspora bi yàlla na ko yàlla yombal. jërëjëf Moustapha kàddu baa ngi nag waaw jërëjëf yaakaar naa ni lii am na solo ndax man li may wax le plus souvent rek mooy que ni fii ñi fi toog ñëpp ay député lañ man loolu laa mus a wax parce que député bi mooy ki nga xamante ni dafay jóg nekk ci problème mu askan bi te bu fekkee ni ñun ñi fi toog ñëpp askan wi moo tax ñu xam ñu yaakaar naa ne ñun ñu ngi doon nañu ay député ba pare te di wax rek ni man sama gis-gis ci problème mu député bi dafay xaw a wuuteeg ñu bëri
parce que man pour man liggéey bi fii la mais pas au Sénégal parce que li ko waral mooy ñu ngi fekk suñu njaboot te bu ñu nekkul en collaboration avec les députés d'Italie yi nga xamante ne ñoo fi nekk yaakaar naa ni assemblée bi Italie seen décision bu ñu koy jël du ñu fi tenir en considération et donc li ma gëm man mooy mettre en cohabitation ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk fii di gën a fësal suñu taxawaay avec les députés yi nga xamante ni ñoom ñooy les députés italiens su ko defee ñu leen di exposer suñuy problème yu soli bi mu ngi fii ba léegi c'était à 2 pas pour ñu signer ko affaire boobu mu jël jàll beneen problème bi ñu am mooy les légalisations yi nga xamante ni ñu ngi koy am au niveau du Sénégal mais c'est pas sérieux dem benn di nga fay xaalis bu dul jeex ñaareel di nga jël temps boo xamante ni kenn xamul fu mu naka la lay jëlal ñu bëri fi mu nekk nii seen i assegni familiale mënuñu koo fayeku parce que dafa am révision boo xamante ni INS def na ko gis si yu bëri yoo xamante ni fi mu nekk nii mënuñoo fay nit ki parce que dañu lay demander waat des papiers yoo xamante ni tey pour nga dem Sénégal jot papier yooyu il faut du temps kooku bu fekkee mu ngi ak njabootam assegni familiale yi duggul leneen ak leneen duggul kooku naka lay def donc voilà des choses yoo xamante ni ñun ñoo ko war a yuuxu tu vois un ministre italien bu ñëw au Sénégal à ses côtés doo gis un député mais le ministre italien par exemple qui bouge ici réellement député bi war nañ ko yëgal ne ko y a tel député tel ministre boo xam ne day ñëw au moins la liaison yomb mais ñun dañ ñoo joxi député sans un contenu boo xamante ni réfléchi te loolu bu amee am na entretien bu ma def ak quelques députés nee naa man su ma sañoon bi affaire bi commencé nee naa man sama contenu député moo doon ngeen am benn centre de réception boo xamante ni yéen bien vrai que ni xam ngeen la situation des immigrés yi ñuy dund mais aussi ngeen accueillir leen parce que assemblée boo fa demee aussi on est minoritaire là-bas on ne peut rien changer au niveau du Sénégal li ñu mun a def mooy fii ñu nekk dem en contact avec les députés des partis waxtaan ak ñoom ba nga xamante ni bu amee au niveau de l'assemblée lu fay jàll ñoom au moins ñu mun a am benn conscience tranquille mun ñoo soutenir ci loolu man yaakaar naa gis-gis boobu laa am ci niveau des députés mais Sénégal coow fa am ak taasu parce que coow ak taasu fu mu am ngay gars yi lu ñu wax ñu ne Macky Sall nee na mu ne man signé naa Macky Sall nee na kenn député jaar fëleeg musóoram kee jaar fëleeg caam ñuy xuloo ko xeex mais dañu war a dépasser loolu et je pense que tey lii ñu def nii dafa wane ni sargal bu am solo la sargal boo xamante ni avec conscience lañ ci duggee sargal la boo xamante ni dañ ko teg pour réfléchir quand même xool naka la ñuy demee mais mënuma wax aussi te ñëw ma sur le cas de Brescia muy cas bu particulier ma am fi sumay frères yoo xamante ni maa ngi ñoom depuis des années ñuy cheminer te kenn mënul dem bàyyi moroomam bien vrai que ñun suñu biir ku ci nekk am nga benn réalité politique boo xamante ni moom ngay doxal mais su fekkee ni réalité dafa ñëw loo xam c'est national ñun Brescia dinañu toog waxtaan suñu biir ba xool ba xam ban décision lañ ciy mën a jël parce que nag cool yi mooy bu ñu nee Moustapha Brescia tax te du ma musa wan gannaaw Brescia maa ngi fàttaliku li sama camarade frère Mor Diakhoumpa di wax léegi jamono yi fi Ousmane Tanor Dieng ñëwee dañu toog ma ni ko président mu ne ma naam ma ni ko lépp lu ma am te ñii gisuñu seen bopp yàlla bu ma ko am ne ko lépp loo may xoolee te ñii munoo leen a xoolee ni nga may xoolee yàlla bu loolu nekk devant tout le monde parce que du alal moo may dugal ci politique du bëgg-bëgg moo may dugal ci politique mais man ce qui m'intéresse mooy ne nit ñi nekk dans leur paix ne nit ñi nekk seen jàmm ne nit ñi am ku bugg a soxla këyit ñu dem régler ko ba régler këyit xale bu ci bugg a dem vacances tey boo buggee jël say doom yóbbu leen vacances mais c'est un problème les billets sont chers excessivement chers te pourtant bu ñu sañoon suñuy doom chaque année ñu yóbbu leen vacances loolu diaspora war nañ mun a dox am benn cohabitation boo xam ne dañ ko jéem a def au niveau des échanges ba nga xam agence au moins ñooñu ñu jàppale ñu ba nga xamante ni dinañ mun a yóbbu suñuy doom Sénégal mais da ngay toog heure vacances jot doo mun a am ticket parce que le ticket te coûte 700 €. 700 € boo ci amee ñaari doom
yaakaar naa ni du ñu dem donc su ko defee ñu naan non suñuy doom du ñu xam dëkk ba mais effectivement du ñu leen xam mun nañ jéem a xeex aussi ba am benn école boo xamante ni une école française quelque part ici dans l'Italie donc il y a beaucoup de choses yoo xamante ni mun nañ ko def mais li metti instant bi mooy le député du parti mais pas le député du peuple te loolu la ñu war a bàyyi être député du parti loolu amul njëriñ bien vrai que ni parti bi moo lay fal mais yaakaar naa bu lay fal c'est juste pour te mettre dans une liste nga mun a jàll mais la parti ba def ba jël la xam na lan moo tax ni xam na li nekk ci yow xam na ni yow mi bu ma la fësalee ñi nekk sa gannaaw yëpp dinañ la woteel man ma am ci intérêt mais intérêt boobu du ma ko suufeel intérêt boobu dafa am lu ñu koy multiplier di ko multiplier parce que tey ki dugg ci bureau ne ani fi Nango Seck nekk kooku xamul kan mooy Ablaye Wade intéressé wu ko parce que Ablaye Wade ne défend pas ses intérêts yi mu xam c'est Nango Seck qui défend ses intérêts donc loolu noonu la ñun ñii ku nekk si ñun da nga ko war a doxee loolu mooy lan mooy fulla ak fayda ña nekk Sénégal ak kum ci munti doon dañuy toog ni waxtaan dañuy toog ñu waxante xel parce que duñu ay gone heure bi bu yàlla defoon ñun ñii ñëpp ñu nekk Sénégal fulla ak fayda la ñuy doxee fa ñu toog mun nañ foo toog mais lii la yàlla dogal si ñun ñu nekk fii te la ñuy def Sénégal je crois que ñun moom la ñuy def fii donc dafa jot nag aussi ñu bàyyi mën a bi te liggéey nañu liggéey dimbali askanu diaspora parce que diaspora tuutiwul diaspora bi tuutiwul donc nañu fexe ba nu ñuy def ba lëkkaloo suñuy doole coalition yi yeneen coalition mun na ubbeeku ñu siy sant yàlla parce que loolu am na ko fi wax en 2017 bu amul woon benn refus bu am yaakaar naa tey duñu toog fi ñu toog ndax bu boobaa yaakaar naa le parti au pouvoir actuellement dina am problème à l'Assemblée te dina xoolaat beneen doxalin boo xamante ni moom lay doxalin mais à la dernière minute y a eu des couacs que ku nekk jaar fii ku nekk dem bayli boppam donc je crois que daal camarade li ma leen di wax daal mooy nañu xam ni mbir mi ba mu dooree yàgg na ñu ngi sant nag aussi di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla samay jigéen yi fi nekk surtout comme que tey 8 mars la 13 mars mais ñu ngi ci mois de mars bi di leen sargal bu baax a baax di wax ni tàllal naa leen sama loxo et ngeen xam ni ak nu mu munti demee maa ngi yéen la tey démb suba ëllëg incha allah rabbi te it di am mbégte aussi ci suma jigéen ak borom këram muy soxna Bintu ak sëñ Omar ñu jóge ba Bergamo ñëw fii seet si ma ak sama mbokkum taalibe di sama sëriñ sëñ Baara Ngom ma koy ziar mais di ziar aussi soxna Moussi Fall moom it jóge ba Milan vraiment ñëw teew ci mbir mi li nga xamante ni daal man moom laay wax mooy nañu def parce que cool yi bu fu mu munti toll te demuñu inscrire yaakaar naa ni coow yu bëri rek mais dara du mun a am te bu boobaa aussi suñu bopp lañ koy def ñu ngi commencé nañu inscription yi ñi nga xamante ni xëy na dañ leen yóbbu woon Milan te ñu dëkk Brescia man am na ñu ma si commencé di leen indirizzare pour ñu ñëw Brescia nañu fexe ba dem inscrire ña nga xamante ni dañu dëkkoon Milan ñu indi leen fii parce que grand pape du ma bàyyi ma fen élection yi passé ñoom ñoo jël ay car dugal ci nit mooy coalition Idy 2019 bi ak li ñu ci def yëpp coono bi ñu def yëpp sa waay ndeke mooy mburoog soow xaw ma mburoog meew donc yooyu noonu moom mooy problème yi nga xamante ni dañ ko war a bàyyi mais bu ñu xoolee cette coalition là coalition Yewwi Askan Wi ay jàmbaar ay gor ci nekk te yaakaar naa ni dafa am leneen lu muy indi parce que dafa am une génération politique boo xamante ni dafa am mais seuls les politiciens yi nga xamante ni ñoo nekk au sommet ñoom ñoo ko bañ a nangu je peux citer mon grand-père Moustapha Niass parce que dafa am benn interview bu muy wax moom Mamadou Lamine Diallo di tekki mu naan ko maag sa baay la woon mais ça c'est honteux maag sa baay la woon donc yow mooy wane ni yow jeexal nga donc yow tu dois laisser la place donc yàlla da lay teg yoo xamante ni da ngay dem ba benn instant yow yaay wane sa bopp vous voyez donc ñu ngi remercier ñëpp encore une fois di wax rek ni daal ñun Barthélémy Dias moom dañu yàgg ak moom
ñuy incarner benn élite boo xamante ni mooy fulla fayda ak jom foofu fu mu amul ñun duñ fa taxaw ndax it àdduna moom kenn du may kenn dara ku yaakaar si nit perte nga li am solo mooy ñàq jëriñu tey jël sa loxo tàllal ko yàlla yàlla mooy maye mooy séddale fii allah kulli àll ñi ngi waxi député waaye suñu borom pare na ba pare ca député ba donc nañ ko rafetal te xam ni ku mu doon ci yow it li ñu war a def mooy jàppale la waaye nag damay ñaan mu doon Brescia jërë ngeen jëf wasalaam